Vous aimez nos émissions? Il est désormais encore plus facile de nous écouter en déplacement. Composez simplement le 641 552 53 35 pour nous écouter de partout aux États-Unis et ce, sur n'importe quel téléphone. Nous nous sommes associés à AudioNow pour faciliter l'accès à vos émissions favorites. Sauvegardez le numéro et économisez sur votre plan de données. Êtes-vous prêts? Encore une fois, le numéro pour nous suivre en direct est le 641 552 53 35. Les appels n'utilisent que vos minutes mobiles. Amenez-nous où vous voulez. yàgg dëgg la te sul ker du ko teree feeñ gaañi en toute objectivité bokk si l'une des meilleures émissions de web rajo bu leen rajo sunu kër di jagleel rawatina yéen ñu nekk bitim réew ak fu ngeen mën a nekk ci àdduna mu ngeen ko déglu via net ñu si yëkkati ay kàddu yu objectif lépp rek ngir tabax te xam ni Sénégal sunu gaal la seen kër sunu kër la ba tax na loolu la sunukër.com xam moo tax mu leen a jagleel seen émission en toute objectivité moo xam nga yëngu ci wàllu politique économique culture sociale sport bàyyiwul dara 17h GMT 10h ca Californie 13h quelque part aux États-Unis bokk si yomb na wooteel si 001 920 786 85 30 wala boo amee say laaji bopp nga envoyé ko par email si sunukër@hotmail.com wala sax gaañi am na lu gën a easy ajoutel sur Skype rajo sunu kër rek rajo sunu kër boole seeg moom sa bopp bu mat sëkk ci liggéey wi ndax kat ànd na compétence indépendance et crédibilité juste pour vous informer waaye li moo neex waay kon na gaañi du fenn fii la ci kër gi la maison rajo sunu kër mooy bombu. Sunukër.com, de la bonne musique. jaajëfate man la de Henry Poupa ci sa radio yaa ngi déglu Sunukër radio jaajëfate man la de Henry Poupa ci sa radio yaa ngi déglu Sunukër radio fi ngeen koy dégloo ci www.sunukër.com sunukër.com, de la bonne musique. Sunukër.com Sunukër.com. Welcome to Sunukër.com. wala bokk yaa ngi déglu rajo Sunukër la radio des émigrés man la Henry Poupa di koy déglu fu ma toll. Radio Sunukër, juste pour vous servir de la bonne musique. yéen a nga déglu rajo Sunukër. guddi masa guddee jidi mana konto masa guddee waaw yéen xaleel yow mi ni laa ko bëggee waaw. Voix des jeunes di émission bu leen rajo sunu kër di jagleel yéen ndawu Sénégal moo xam ci li ngay yëngu ak si bépp domaine boo mën a yëngu rajo sunu kër talal na la micro fasee na la jàppale ngir liggéey gën a fës. Voix des jeunes di émission bu amul xaj ak seen ndax y a pas de sous-métier mbokk yi sunukër.com ànd seeg rajo sunu kër dimanche bu jot ca 10h ci Californie 17h GMT 19h à Paris kon nag yow boo dee ndaw te développement réew mi soxal la dimanche bu jot na nga ko kale ci sunu kër rajo ndax kat déglu sunu kër njëriñ neen la mën ngeen bokk tamit ci waxtaan bi wooteel si 001 920 786 85 30 wala bu fekkee da nga am ay laaj yooyu yónnee mën nga ko yónnee ci sunukër@hotmail.com wala sax am na lu gën a easy ajoutel rajo sunu kër ci Skype lépp rek sotti seeg def si la du fenn fii la sunu kër seen kër gi la maison gaañi kër gi rajo sunu kër mooy bombu. yéen a nga déglu rajo Sunukër jaajëfate man la de Henry Poupa ci sa radio yaa ngi déglu Sunukër radio. vous écoutez Sunukër rajo. yéen a ngi déglu rajo Sunukër. jaajëfate man la de Henry Poupa ci sa radio yaa ngi déglu Sunukër radio. yéen ñi di déglu rajo Sunukër ñu ngi leen di gërëm bu baax ci seen fidélité. Sunukër.com Sunukër.com.
Welcome to Sunuker.com. L'info autrement. L'info autrement est la toute nouvelle émission de la radio Sunuker et le site sunuker.com. Une émission présentée par notre lumière nationale, l'international l'Amazon, Sokhna Rama Diagne, et l'incontournable, le chroniqueur, le pertinent. Il nous retrace les faits saillants de l'actualité nationale et internationale. L'info autrement, c'est tous les jours, du lundi au jeudi, 16h GMT, 18h Paris, en direct sur Sunuker Radio. Pour y participer, appelez au 001 920 786 85 30 ou 001 951 665 85 35. Vous pouvez aussi ajouter Skype Sunuker Radio ou participer via Skype en ajoutant Radio Sunuker. Mbokk yi, lii di émission bu bees tàq, l'info autrement di émission bi nga xamanteni Radio Sunuker ak sunuker.com ñoo leen koy jagleel ngoot bu nekk si bu 16h jotee ca Dakaru 18h ca Paris. Mbokk yi, Radio Sunuker moo ñëw ak yéen ak Sokhna Rama Diagne Arwa, l'Amazon international, la Linguère nationale. Di émission bu amul fenn, émission bu leen di dëgtal xew-xewu bés bi. Dañuy faral di wax naan picc nga ci kaw waaye xel maa ngi ci suuf. Loolu moo waral Sunuker compétence bu ñu ko xamee, indépendance bu ñu ko xamee ak crédibilité bu ñu ko xamee mu jagle leen émission bu bees bi l'info autrement. Bu ngeen si bëggee bokk ci waxtaan bi yéen tamit mën ngeen a woote ci 001 920 786 85 30 wala ba tey 001 951 665 85 35 wala bu fekkee dañ ko bëgg a déglu tamit mën ngeen a woote ci 001 302 781 82 04 wala sax gaañi lu gën a easy doo fay dara ajoutel Skype Radio Sunuker. L'info autrement du fenn fudul fii ci Sunuker, ci kër gi la maison mooy bombu. kon ngeen xam ne moom mosuma bañ a sóoraale ci lenn te jiituwuma fi ëpp ma fi xam-xam donc loolu mu koy def ba yàlla def mu yóbbu ma def ma directeur général Petrosen ñu toogati diir mu woo ma pour yóbbu ma ministère de l'énergie des mines et de l'hydraulique première rentrée te amu si lenn lu ma ko laaj chaque fois mooy woo ñëw ne ma Macky je veux que nga dem fii bi ma demee énergie mine ñu dem accident bi am mu tegal ma si équipement mu nekk surcharge bu 10 ba ñu ci génnee Idrissa Seck di former gouvernement moom moo ma woo bureau la première fois ne ma toogal ñu defar gouvernement boole ma ci pour ma koy jox xalaat ci koo xam ne ministre nga pare laaj ma loo ci bëgg ma ne ko loo ma si jox baax na finalement ma ne ko kon xanaa ma def fi ma newoon muy miin ak yeneen ndax maa ngi la ciy liggéeyal te yaakaar naa ni secteur la boo xam ne je me sens à l'aise mu ne ma kon je vais te mettre ministre d'État parce que ça anoblit comme ça tu vas être premier sur la liste après le premier ministre. loolu la ñu nekkee dénk ma cadre parti bi ñuy dem di dem ba jëmmi jamono mu woo ma te loolu aussi dañ ko war a leeral pour l'histoire keroog assemblée nationale boo gisee ñu def li ñu def dañu bëggoon wane ne itam tey jii assemblée bi sa assemblée la les députés sont derrière vous et soutiennent le processus de l'organisation de la conférence islamique et c'est à l'unanimité majorité comme opposition que la ñu voté cette résolution ñun si loolu la ñu nekk ñu si leneen. c'est vraiment ki ñu ngi wax parce que addina bi ko doy waar su ma seetee ba ne kii laa bëgg dénk lii. waaw bu seetee di seet ci Sénégal yi ba ne kii laa bëgg dénk lii. yàlla ak man rek moo ko xam. ne kenn xam ko pour suuf ba tor ko talaa. ñii nga xam ne nag da nga leen fi fekk ma jox la poste bi. ñii nga fi fekk mu jox la poste bi. damay seede ni amul kenn ci ñoom. ne. ak kàddu ndax mu jox ko lii. ne kor yi nga fekkoon ci parti bi du nekk yàgg ñoo ngi nii toog waaye nag amul kenn kuñ mës a jox bëgg bu tëb ne bu recevoir la ne ko lu tax nga jox ko du mel. danañu ma jaaxal. ne bu ko defoon jaaxal. ma leen man wax lii wala lëleel. du leen wax lii wala lël. lu dul sama bëgg-bëgg bopp rek. lu dul rek sama bëgg bopp. yàlla moo ma xiir rek ci loolu man def ko te yàlla ma ko sax. mënu ko expliquer am na ñu xam ne woon dugg seen bopp. moom ma xiir ci loolu. ah président ne waaye nag yàlla ko xiir ci loolu. mu waxtaan mu ne ma léegi je veux que tu ailles au ministère de l'intérieur. mu ne ko président intérieur bi xaw ma lan la woon mais dama ko ragal kon loolu de wax dëgg yàlla xam nga xaw a diis parce que man daal technicien laa te daal si laa gën a nekk à l'aise mu ne ma daal il faut que nga dem foofu parce que loolu moomu gënal ko bu
dee moo la gënal man amatuma choix kon avec votre soutien je suis sûr que je réussirai. C'est pour ça que j'ai été nommé ministre d'État, ministre de l'Intérieur et des collectivités locales et porte-parole du gouvernement. Donc ku la defal lii yëpp ndax am nga payam. wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. Mbokk auditeurs yi yéen a ngi déglu seen émission l'info autrement tey ji nag di altine juróom benn fan ci weeru novembre muy lundi le 6 novembre 2017 ñu ngi ànd ak mbégte bu rëy di dellusiwaat fii ci seen émission l'info autrement nga xam ne ñu ngi leen koy defal du lundi au jeudi à partir de 16h GMT xam naa tey dina am ñu bari ñoo xamante ne dinañu tardé émission bi surtout ñi nga xamante ne ñoo féete fii ci wàllu Amérique te jàpp ne émission bi ci seen heure Amérique lay tàmbali alors que émission yi may animé yépp ci rajo bi maa ngi koy animé à partir de 16h GMT muy 4h ci ngoon ci heure Sénégal ci laay def man sama ay émission du ma ko def par rapport ak heure Amérique moo tax dina am ñu bari ñoo xamante ne ci kanam lañu koy koj surtout ñi nga xamante ne ñoo nekkee New York defe ne midi laay commencé heure New York alors que man heure Sénégal laay tàmbalee émission bi muy 4h ci ngoon heure Sénégal donc maa ngi ginnaaw bu ñu sante yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi gërëm ñëpp ñi nga xamante ne bu waxtu wi jotee te ñu ñuy suivre ñu bàyyi lépp loo xamante ne moom la ñuy def daal di ñëw di ñu déglu di ànd ak ñun émission bi nga xamante ne moom lañ leen di defal altine talaata àllarba alxames bu ñeenti waxtu jotee ci waxtu ndakaaru njaay ci jamono bii nag avec the end of the daylight saving ñoom Amérique ak yenn dëkk yu mel ni Europe yi ñoom semaine passée la ñu soppeeku woon Europe waaye Amérique ñoom démb bi ñaari waxtu jotee ci su guddi gi maanaam ci fajar gi balaa fajar di jot ñoom ci la ñuy soppi seen waxtu delloo ko ginnaaw muy njeextalu ginnaaw bi nu ko avancé bi yoon ñoom dañu ko delloo ginnaaw bu ko defee nag émission bi mu ngi tàmbali fii ci Californie 8h du matin gis nga 8h pile bitee ngi lëndëm waaye li ñuy def ndeysaan dañu ko bëgg ci la ñuy ñëw nag daal di ñëw def émission bi mu nekk 11h ci jamono ju ñuy wax nii 11h lay nekk ca heure New York nekk 4h heure Sénégal tey boo demee ca France ñoom it ña nga nekk ca dégg nga 4h 5h du moins 5h de l'après-midi ci la ñuy déglu léegi ci la ñuy seetaan donc dina am ñu koy tardé France dina am ñu koy tardé waaye na ñëpp xam rek ne émission yi ñuy def 4h ci ngoon heure Sénégal la ñu koy tàmbali. ginnaaw bu ñu sante yàlla julli ci yonent bi nag di leen baalu ak di leen baal ak di ñaan yàlla buur bi rabbi samaawaati wal ardi borom asamaan ak suuf ak li nekk ci diggante bi borom est ouest nord ak sud ak lépp loo xamante ne dafa nekk ci diggante bi mu boole ñu ñun ñëpp baal aar ñu sàmm ñu musal ñu ci musiba ak balaa ak deegu ñaaw musal ñu ci seytaane musal ñu ci lépp loo xamante ne daf ñuy yàqal sunu nekkin ci kaw suuf surtout ñun ñi nga xamante ne dañoo gëm ne yàlla daf ñu yónni mission ci suuf ñu war koo doxal lépp loo xamante ne mission boobu
gannaaw bu ñu fi wàccee maam Adama ak Awa ñun ci lañ fi wàccee ci la ñu jóge ñu nit nekk ci challenge boobu nga xamante ne sunu dem àjjana dañu ko war a ñaq dañu ko war a liggéey lépp lu ñu nar a yàqal yàlla nañu ko yàlla puusal yàlla nañu yàlla jubal yàlla nañu yàlla def ñu bëggante yàlla na yàlla yokk sunu xéewal yàlla nañu yàlla musal ci ñàkk musal ñu ci feebar dégg nga musal ñu ci fitna yàlla bu ñu fitnaal kenn waaye ñu nit yàlla bu ñu kenn fitnaal loolu mooy li nga xamante ne saa su ma ñëwee dama koy ñaanal sunu auditeurs yi ñuy déglu képp koo xamante ne danga may déglu rek maa ngi la koy ñaanal ak ñi ñu dégluwul sax waaye nag ñi ñuy déglu tey bàyyi lépp moom laa koy ñaanal ndax mënuñu leen fay xam nga jamono ji fu mu toll nii dafa soppeeku bu doy waar jamono ji ñu nekk nii nga xamante ne nit ñi dañu koy wooye axiru zaman mooy mujj jamono façon fitna bu nekk xeetu fitna bu kenn mësut a gis ci histoire monde bi day xew te yooyu yëpp pexe la yoo xamante ne nit moo koy teg de kenn du ko teg ku dul nit mooy teg pexe yooyu di ko tegal moroomam di ko tegal ay moroomu jullitam sax wala di ko tegal ay moroomu doomu aadamaam peuple yi jaxasoo boo xamante ne fu mu toll nii doo mën a comprendre sax lan mooy urgence ci jamono ju ñu toll nii yéen a ngi koy gis yéen a ngi seetaan télé bi sunu mbokk yi nekk Facebook maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp ku ci nekk ci sa tur ak sant ñoom Babacar Diop bis ba Njaay góor gi Njaay ak mbokk yëpp di nuyu waa North Carolina Raleigh di nuyu ñoom Grand Njaay ca Suisse di nuyu waa Los Angeles waa Sénégal dama ko fàtte woon waa Texas waa Florida ñoom Adja Njaay ak ñëpp rek ñëpp ñi nga xamante ne ñu ngi ñuy suivre ku ci nekk maa ngi lay ñaanal jàmm di ko ñaanal ñoom Souleymane Thiandoum di leen ñaan ngeen partager vidéo bi bu ngeen koy seetaan dee leen koy partager en fait pour permettre à vos amis ñoom it ñu gis vidéo bi gars yi bu leen di fàtte loolu mukk saa yu ngeen duggee di ma seetaan rek bala ngeen may gërëm sax wala di ma nuyu partager leen vidéo bi d'abord bu ko defee dina permettre yeneen gars yi aussi ñoom it ñu jël ko Baba Thiam di la nuyu di nuyu Alioune Badara Ndiaye Kumba Ana Ña Babacar Diop bis ba yéen ñëpp maa ngi leen di nuyu ku ci nekk sa tur ak ci sa sant laa lay nuyoo di gërëm di nuyu aussi ñoom Ousseynou Diédhiou ak La Plume yéen ñëpp daal ku lim di nga fàtte kenn maa ngi leen di nuyu di leen ñaan ngeen partager vidéo bi aussitôt li ma doon wax sànq mooy monde bi jaxasoo bi mu jaxasoo te ñi nga xamante ne dañoo muus ñi nga xamante ne dañoo xam lan mooy seen mission sur terre dañuy protéger seen peuple ñi bëgg bu ëllëgee yàlla doole bu mu leen may ñu jële ci ngërëmul yàlla dañuy protéger seeni askan dañuy jàppale seeni askan ndax loolu mooy li nga xamante ne moo xew communauté yi dañuy dem ba doon ay communauté yu bokk ngëm-ngëm dem ba doon ay communauté yu nuroo dem ba doon ay communauté yu bokk pas-pas kenn bokk ci ku ci nekk rek am na ñoo xamante ne ñoom nga am loo bokkal bu la yàlla mayee doole da nga war di protéger sa ay waaso di protéger sa ay waa clan di protéger sa ay mbokk parce que yow am nga doole xam nga doole loolu lay jariñ doole du ni nga xamante ne noonu la ko président Amérique bëgg a di defee de am naa doole rek ku ma neex laay cokkaas gaañ ko wala duma ko wala parce que maa ko mën du noonu la doole di jariñ doole c'est pour protéger les faibles demal ci philosophie nga jàng ko lan lay jariñ doole c'est pour protéger les faibles mais doole du pour écraser comme ni nga xamante ne les sociétés occidentales noonu lañ ko gëmee le darwinisme mooy ñi nga xamante ne les faibles sont appelés à disparaître déedéet doole du jariñ loolu de xam nga
dafa am ñenn ñoo xamantene dañuy faté mission bi ñu wara nek ñom muy protéger ñu faible ñi nga xamantene ñom lañu bokkal communauté dañu koy faté fekk ci moment bobu amna ñoo xamantene am nañu doole ñom dañuy doore dañuy gaañé dañuy fitnalante dañuy dem bay lorante lenn rek waralu ko ludul xeyna sax ñom bo len jangaté xol len xeyna liñu ci jublu moy protéger sen communauté hein parce que di nga fitnal benen communauté pour protéger sa communauté di nga dem nangulu benen communauté yoré ngir jox ko sa communauté ñu lek ñu dundé ko comme li nga xamantene d'ailleurs en Afrique nonu lay démé moy tay bo démé dans la société française bo fa démé bénéfice yi nga xamantene mom la sen xalé yi di yoré moy bénéfice yi nga xamantene sunu xalé yi ñun ñom lañu waron yoré mom lañuy nangu ci ñom dal di koy jox tubab yi doomu tubab yi lolu mo xew parce que alal bi nga xamantene ñun mënon nañ ci tabax ay école yu baax sunu doom yi di ci jàngé wala ñu am alal ju doy jo xamantene ci lañu mëna défar hôpitaux pour enfants ay garderies yu moderne xalé yi di ci nek dédé duñu ko def de alal bobu lañuy la France di fokati à travers investissement yoy muy def par force ci sunu rew ngir diñu soutirer jusqu'à nos derniers sous mom lañuy investir bir France mom motax ñom sen doom yi bu ñuy jàng école di sol ay yére yu rafet ñun suñu doom yi bu ñuy jàng di def tanku nen pourquoi parce que sen papa dafa pauvre te pourtant ñun ressources naturelles yi ñu yoré mom la ñuy exploiter jaay ko defar ko produit fini jaayaat ñu ko mu rotti lu ñu yoré li ñu dessal dal di ko yobbu ñom investir ko sen rew lolu moy woné né dañuy ñew communauté dina ñew nangu benen communauté lu mu yoré ngir dundalé communauté yow mi nga xamantene nak ya nek en charge you are in charge ci benen communauté bobu da nga wara fexé ba nga protéger sen communauté bobu nga bokkal ya na xam nak lu ngeen mëna bok mo xam ay julit ngeen mo xam ay mourid ngeen mo xam ay nit ñu ñuul ngeen mo xam ay africain ngeen da ngay sét naka ngeen di protéger sen communauté xam nga fan yi nu genn yépp des fois damay parce que limay waxtané des fois duma ko bind damay jekki-jekki yalla indil ma ben inspiration ma wara waxtaan ci ben affaire au lieu ma bind ko moy limay wax rek dama nan sama bop bi damay bañ di bind suma commencé bind rek dama koy tam dootuma retenir dara dootuma retenir dara lol motax des fois damay préférer makoy denc sama bop pour permettre sama bop muy liggéey mais dem na ba xamné day am ay sujets yu important yo xamantene dama ko wara waxtané ko xalé yi nak la kay waxtanal parce que mag ñi dañoo compliqué trop quoi day waxtaan ak ñom ñu ñëw di la jaay ay mala mag ak ay affaire yu doy war yoy quoi motax ñom duma wax ak ñom bu ñu bëggé déglu ñu déglu waaw xuma ak benn mag xalé yi lañuy waxtanal mag mu ci bëgg ñëw nak bëgg ñoo jangal mën nga ñëw ci radio bi jangal ñu ma bëgg ko waxtané xalé yi mais dama koy faté fan yi Amérique même demb li xew demb sax motax ma bëgg ci waxtané ay mass shooting da fi am bari lool muy ay fital ñuy ray ay nit ñun ñëpp fi lañu dëkk de Amérique ñi dañu fay ñëw ngir jàng si ñi ñëw wuti fi am xam-xam ñi ñëw wut si liggéey si ku ci nekk ak li nga fi ñëwee rek ñi may waxal xeyna dinañu ko xam su fekkee ne da nga doon ab jullit nga dëkk biir Amérique mu am benn tuerie en masse am benn massacre te Amérique massacre da fi yàgg am de ak kay yàgg am boobu ay mbirum terroriste sax duñu ko wax billahi wallahi taala ak fay yàgg mais ci at yi ñu génn depuis le 11 septembre
mën naa ne sax Amérique depuis bi ñu waxee ne guerre froide bi jeex na au début des années 90 la ñoom ci seen wàllu bopp doon chercher di seet lan la ñuy mën a occupé wu da ngay gis ne bu boobaa mbirum terrorisme moo xew parce que guerre froide bi mu jeexee rek automatiquement la ñu def mandat d'arrêt international contre Ben Laden di ko seet même dans les années 90 fu nekk ñu ko fay seet ba li xew mais mën nga jàpp ne depuis le 11 septembre ci Amérique mass murder bu am mass shooting bu am mooy maanaam tuerie en masse yi di xew rek bu xew rek soo demee ci liggéeyukaay yi li ñuy njëkk a laajte rek mooy ndax jullit ñi lañu quoi ndax jullit ñi lañu maa ngi leen koy laalal ci semaine bii ñu génn rek ci sunu waxtaan wi ma ne leen président Amérique bu nit ku ñuul bi génn muy Barack Obama mu ngi leen koy wax nee na leen te moom dafa calculer ne ci 13 ans yi nu génn li amoon ci li nga xamante ne américains yi ñooy rayante seen biir waxuma la jullit ñi de bi mu kale defee bilan moom président Amérique mu calculer depuis 11 septembre ba mu fiy jóge moom ba jamono ji muy wax mu tombeek en 2015 mu ne boo calculer 13 ans yooyu rek 13 ans 14 ans yooyu da ngay gis ne li terrorisme rey ci Amérique matul 5000 waaye bi ñu calculer li nga xamante ne ay mass shooting la mass murder ak yi nga xamante ne mënuloo ko sax expliquer mu xew Amérique ñu ngi doon yegg plus de 20 000 comparel 20 000 ak moins de 5000 te pourtant xew-xew bu xew rek ñu ne waa islam yi la ci moment bii nga xamante ne surtout Amérique dafa am benn président boo xamante ne politique am ci loolu la ko basé mooy pointer du doigt l'étranger mooy ki nga xamante ne moo wuute ak ñoom wala ki nga xamante ne moo muute ak ñoom ni nu bëggoon ku dëkk Amérique mel ko ñooñu la ñuy joxoñ di leen wax ne coowu Amérique de yéen a ko waral ñàkk liggéeyu Amérique de yéen ñàkk avancement Amérique yéen la yéen ñi nga xamante ne dëkku leen fi te gis nga boo gisee loolu jiiñaate di bari rek jiiñaate buy am rek comme dañu ne gan gi bu nekkee ci kër gi lu jiiñ rek lu réer rek moom lañ koy jiiñ c'est parce qu'il est indésirable en fait jiiñaate boo ko dee def ki nga bëgg a dëkk ak moom bëgg a dund ak moom bëgg a nekk ak moom doo ko jiiñ mukk même bu la tooñee doo ko jiiñ parce que da ngay bañ boo ko jiiñee te du moom mu yàq seen diggante wala mu takk ay bagaasam dem doo ko jiiñ mukk mais foo fekk ay nit di pointer du doigt di jiiñaate rek c'est parce que personne boobu nga xamante ne moom la ñuy joxoñ elle est indésirable ci jotaay boobu loolu mooy li nga xamante ne moo xew Amérique soo gisee ñàkk liggéey bi ñu koy jiiñ étranger yi c'est parce que dañoo bëgg a doyal ci étranger yi te pourtant étranger yi la ñuy naturaliser ñu doon ay américain parce que étranger yi ñooy jur doom population bi bu demee ba toll fi mu toll du ay recruter ay nit jox leen ay këyit de ñoom ñoo fiy jur ay doom dañuy jur ay doom ba pare waaye baay bi dina ñëw di ànd ak jabaram jur fi ay doom ba pare ñu bañ baay beeg yaay ji parce que jox na leen ay fruits yooyu ay américain lañ ku fi juddu nécessairement américain nga waaye ñeneen ñi ci des ñi nga xamante ne ñoo jur ñoom faalewuñu leen loolu la état Amérique di def dañuy tàqale ay njaboot ngir mën a utiliser produit yooyu gisuloo bu ngeen ñëwee Amérique da ngeen di ñëw di leen xool naan mosuloo gis ñu conwee nii loolu ngay wax des fois parce que façon nit ku nekk daf fiy daje ay façon nit bu ne nga fiy gis waaye ñëpp ñoo bokk benn dénominateur commun mooy oncle Sam moom moo leen di
moom moo leen yore di leen doxalalee boole leen ni nga xamante ne noonu la ñu war a waxee teg leen ci ay communauté moo xam fu ñuy dëkk ak fu ñu dul dëkk ñuy identifier seen bopp bu ñuy wut liggéey di wax bala ñu leen di may ñu nga wax kan nga d'abord ba ñu identifier la ñuy doog a xam ñaata la ñu la mën a jox tey bari na fi ñu bari ñu fi dëkk dañuy am ay problème sax pour yar seeni doom waaw dañuy am sax ay problème pour yar seeni doom pourquoi ngay am problème pour yar seeni doom parce que oncle Sam bëggul nga yar doomam sa doom la de waaye oncle Sam bëggul nga yar sa doom ndax moom dafa bëgg doomam dafa am noo xamante ne noonu la koy tëggee dafa xam noonu la koy tëggee ni mu ko bëgg a tëggee nag bëggul kenn di ko yàqal moo tax boo demee ba nga xamante ne da nga waroon jubbanti sa doom sax ci dóor doo ko ñeme da ngay dem ba sa doom dañ la koy ragalloo te moom oncle Sam sa doom boobu am na loo xamante ne du ko baal mukk bis bu demee ba ràññee waxuma la sax muy am 18 ans de bis bu demee ba am 16 ans rek am na loo xamante ne bu ko defee mu dugal ko ci prison jeunes yi te pourtant xëy na benn dóor boo doon dóor sa doom waxuma la abuse de benn dóor boo doon dóor mënoon na jubbanti lu bari waaye moom bëggul ngay dóor waaye moom du dóore moom day condamné à vie moom dalay perteloo sa jeunesse ci prison yi am ñoo xamante ne bu ñu xamulee dañu naan pourquoi ñuy jàpp ay nit di leen tëj ay kaso alal bu mag lañu ciy defar alal bu dul jeex la ñuy defar ci tëj bu ñuy tëj nit ñi kaso ndax boo demee ci kaso bi xeetu profession yépp nga fay fekk de xeetu profession yépp autoroute yi ñuy raxasak ay building yi ñuy tabax ay immeuble ay ingénieur yu nekk ci ay prison ñoo koy tabax xeet bu nekk mu ngi ci biir questionnement bi mooy est-ce que oncle Sam moom loolu lay recruter ci sunu doom yi loolu questionnement la waaye ñu ngi lay tere sa doom bi nga fi jur nga yar ko soo ko dóoree ñu tëj la kaso yow nangu xale bi pourquoi ñuy nangu xale bi parce que dañuy bàyyi xale bi nekk ci lu ko neex ndax bu ëllëgee moom oncle Sam mën koo jël mën koo liggéeyloo par force ci xeetu communauté boobu la ñu nekk nit ñi même tubaab yi sax dañuy bëgg a yar seeni doom de bëgg leen spank même boo spankee sa doom sax ñu woo police ndax dafay marqué oncle Sam nangu ko ci yow enslave ko ci biir prison yi di defar ci moom xaalis ñuy génn ñu leen di signer ay contrat di leen fay moins de dërëm par bis waaye ñoom ñuy fayee ko ay millions ndax loolu la ci jublu tax na tey boo dëkkee Amérique da ngay tiit yàlla may na leen lu ne yàlla defal na leen lu ne waaye xam nañu ne éducation bi ak trop de liberté bi te pourtant dañuy wax sax trop de liberté mais du trop de liberté oncle Sam mooy contrôler ku ko neex mooy tànn ci ñi ko neex ñan la lay dugal fu leen neexee léegi nag dem na ba mënatuñ leen contrôler parce que dafa bëri ñoo xamante ne dañuy frustré ñi frustré meluñu comme ñi nga xamante ne dañuy frustré nekk Afrique de xam nga des fois ki nga xamante ne dafa frustré ci monde bi mu dem ba nga xamante ne monde bi neexatu ko mu jël balu fital teg ko ci tempom tiire daal di dee xam nga kooku il est brave xam nga kooku nit ku digne la xam nga kooku dañu ko war a applaudir xam nga kooku dañu ko war a respecter xam nga kooku sax dañu ko war a takkal médaille wuute na ak ñi nga xamante ne yaruñu leen dañu doon tere sax mel ni seeni waajur ñu yar leen ñu dem ba ëpp leen loxo bu ñu demee ba frustré ci société jënd ay fital parce que fital da nga koy am ni mu la neexee moo gën a yomb jigéen sax fital am ko moo gën a yomb jigéen boo am na ñoo xam ne dañ ci am yu bari di maye bu ñu demee ba frustré daal di wut seeni fital
dem ci lieu public yi yaakaar ne ñoom te li ëpp ci ñoom li ngeen di gis ñi nga xamante ne ñooy dem ci milieu public di rey sax ñooñu ñoo gën a néew ñii di rey seeni mbokk yi doy waar laa leen di wax nag am na ñoo xamante ne bu leen loolu dalee dañu naan Modou Xulle mënoon na ma wutal liggéey te defu ko xool ko ma nga dëkk ca tel place bu rafet bàyyi ñu ñun ci ghetto bi ñu dem seeti ñi nga xamante ne ñoo dëkk ci arrière riis yi commencé di rey seeni doom wala ñu rey leen ba ñoom police ñëw tiire leen am na ñoo xamante ne dañuy chargé benn fital denc ko puisque bu ñu demee ba nga xamante ne seeni bal jeex na fital boobu la ñuy génne rey seen bopp ñoom noonu la ñuy reyee seen bopp di massacrer ay nit di rey seeni njaboot di rey seeni mag ak seeni rak di dem ci lieu de culte yi di rey ña fa nekk di dem ci musée yi di dem ci école yi di rey seeni camarades de classe ak seeni professeur di dem ci église yi ak ci mosquée yi di rey ay nit ñoo xamante ne defuñu leen dara et pourtant loolu c'est du terrorisme waaye loolu saa yu xewee rek ñuy pointer du doigt l'étranger léegi nag ci biir étranger yi dafa am benn religion boo xamante ne mu ngi dem crescendo moo leen tiital nag boo tax ñoom la ñuy bëgg pour que nit ñi bañ leen xam nga fu mu toll nii bu xew-xew amee Amérique li ñuy njëkk a def rek mooy ne musulman yi quoi parce que dañuy bëgg di jël parole boobu di ko répéter pour que ñi nga xamante ne ñoom ñoo doon tuub di doon ay jullit mu wàññi rythme bi da ngeen koy xool rek seeni liggéeykaay bu ñu déggee ñu ne comme li xew San Antonio démb rek ñu ngi nii di ko wane nii ci télé bi CNN yéen a ngi koy gis bu xewee rek même si liggéeyukaay sax dañu naan la est-ce que jullit la est-ce que arabe la est-ce que musulman la même bu dee ne tubaab dinañ ko lijjantil kenn koo xamante ne nee nañu dafa te même si télé bi sax day wax ne ñu ngi def investigation pour yaakaar ne dafa nekkoon contact ak ay musulman xoolal ma lii te Barack Obama wax leen ne leen ñoom li ñuy reyante seeni biir bis boobu Barack Obama da doon jooy ndeysaan da doon jooy ne li ko naqari mooy xale yu ndaw yi ni ñuy reyantee ndeysaan ni ñuy reyee xamuñu dara ci li ñuy def billahi ay innocent lañu waaye xale bi deful dara parce que oncle Sam bëggul waajuram yar ko bëggul ñu yar xale yi moo tax xale yi bu ñu demee ba doon ay teenager mooy maanaam bu ñu am ay 16 ans jëm 17 ans nga xamante ne loolu foofu fougue de jeunesse dalay dab dootoo faale sa papa xoolu ñun suñu réew yi rek bu ñu dalee ñun suñu réew yi sa yaay bu lay wax sax doo ko déglu surtout nag boo commencé entre dem di dawi ji noonu bay def ay push up yooyu muscle yi commencé formé doo faale kenn parce que doo gaaw a sonn doo faale kenn léegi nag boo nekkee ci réew moo xamante ne xam nga ne sa baay moo ñemewul a dóor wala ñemewul a gëdd dem na ba dañoo andi verbal abuse mooy maanaam abuse boo xamante ne ci wax rek nga ko teg de mooy dëkk sa nopp doom bi di ko tànqal di ko terroriser maanaam ci ay wax pour que mu def li nga wax xam nga loolu am na topp nit di ko wax rek pour que bu sonnee ci wax ji mu def li nga wax loolu sax boo ko dee de xolal xale yi dañuy woo police ne leen da nga leen di abuser verbalement loolu Uncle Sam créé Amérique moo tax conséquence boobu mooy daw nii ci Amérique mooy daw nii te kenn xamul fan lañ koy arrêté xale bu ñu demee ba dóor ko di ko damm wala di dagg yaramam wala di ko rey wala di ko laagool baax na mais xale dina def loo xamante ne nga corriger ko corriger rek dafa gaaw xam nga corriger c'est pas jàpp xal rek tëddal di dóor yi di dal lu bëri xam nga loolu moom abuse la moom mais xam nga benn dóor booy dóor xale brusquement par rapport ak erreur bi mu tiit xam ne lii bu ko defee loolu moo ko ciy dal mu doon benn waxuma répétition man sama wàllu bépp répétition bi laay bañ parce que répétition bi mooy abuse bi nga def ko mu ragal ndax olof njaay dafay wax ne xale xamul yàlla waaye xam na yat ragalul yàlla waaye ragal na yat
conséquence nak liberté bobu nonu mo andi tay ngay gis ay jeunes yu am 26 ans comme dem ci San Antonio ci Texas dem fekk ay église bu ay nit di jaamu yalla nga ñew ubbi sa fital di len sang ba ray ca lu ëpp 20 personnes gànca ñu dul jeex waaye loolu bu xewee rek dañu naan Amérique léegi nag dama lay wax lan moo làqatu ci ginnaaw loolu lan moo ci làqatu xam nga Amérique dafa am benn politique boo xamante ne daf koy def te ñi nga xamante ne ñoom ñoo mooy white supremacists yi ñi nga xamante ne ay blanc yoo xamante ne dañoo yaakaar ne nit ku weex moo jiitu lépp en fait même bu fekkee constitution américaine bi dafa wax ne nit ñi dañoo tolloo droit ak lépp opportunité am na noo xamante ne Amérique da koy def te day contradire boppam da koy contradire xoolal monde bi ni muy yaatu yëpp ñi nga xamante ne ñooy dugg Amérique te duñu soxla visa te tout récemment lañu leen bàyyi ñuy def ay formalité avant ñu leen di bàyyi ñu dugg ñooñu France bokku ci France du duggul fii visa italien waa Espagne waa Allemagne waa Angleterre mais bi ñu demee ba nga xamante ne dëkk yooyu xam nga dañoo yore ay colonie en Afrique te africain dañuy yore ay passeport créé nañu benn protocole boo xamante ne am na benn këyit booy dem wuti ji buñ léegi da koy dem wuti ji foofu nag lañ lay screener seet ñan ñooy dugg mais bu njëkkoon ñooñu dañuy ñëw rek dugg parce que politique bi mooy fexe ba Amérique ak lu mën a xew rek waa Europe de l'Ouest maa ñiy wooy les occidentaux maanaam di bëri fii ñeneen ñëpp dañu leen di laaj ay visa de ñëpp dañu leen di laaj ay visa ñëpp seen processus pour ñu am doon ay américain day gën a gudd te mooy gën a gàtt ñi nga xamante ne Europe la ñu jóge ñi nga xamante ne dañoo jóge Europe dëkk France Espagne Angleterre wala Allemagne seen am këyit ci biir Amérique bu dee ay tubaab lañu day yomb xam nga am na ci ay vidéo bu ngeen demee ay YouTube di ngeen ko gis de yoo xamante ne dañuy wàcce ñaari nit ñaari étranger buñ leen andee biir Amérique kenn ki nekk tubaab de race blanche keneen ki nekk nit ku ñuul wala beneen race ki nekk tubaab dina tekki lu yàgg ba mu mat juróomi at keneen ki di doog ràññee lan la war a def Amérique système bi noonu la demee léegi nag seen nit yi nga xamante ne parce que ci système capitaliste la ñuy dund dama la bëgg a expliquer rek man li ma yaakaar parce que damay seetlu di xalaat di laajte di def ay recherche di xool di comparer pour jàngal sama bopp waaye nag lu ma dem ba xam ko moom ñëpp a koy xam bu soobee yàlla lu ma dem ba xam ko ñëpp a koy xam li ma yaakaar sama xel mooy xam nga système capitaliste yi boo ko seetee ñoom alal la ñu jiital alal mooy lépp loo xamante ne da nga koy def mu doon ay activité nga ciy yëngatu alal di ci génn bénéfice di ci génn rek ñoom dañu ciy sawar lool sax dañu ciy sawar xoolal tey même boo wéree Amérique même boo wéree dañu lay jëndloo dañu lay tiital ne la mën nga am xoola da ngay jënd health insurance ba pare nga nekk sa liggéeykaay ñu lay yónnee ay payroll ne la dañu lay dagg $10 au cas où boo amee cancer amaguloo cancer mais lépp dañ koy teg ci ay menaces mooy maanaam bu subaa mën nga am cancer bu subaa mën nga dee boo deewee lii ngay kii bu ko defee yow da ngay fay ay xaalis di prévenir loo xamante ne ñëwagul soo demee ba fay loolu yëpp dinañu créer leneen parce que système capitaliste la dañuy créer loo xamante ne xaalis day tourner mais xam nga ak sunu religion bi ñu am ñun l'islam loolu àndul ak système bi nga xamante ne moom la capitaliste yi di dund li leen di jox xaalis ñun dañu koy tere Amérique
wala dëkk occidentaux yi bokk na ci li nga xamantene manam l'islam dafa melni c'est un frein au gain facile. C'est un frein ci ñom ni nga xamantene non lañuy wuté xaaliss ndax ñom li nga xamantene mo leen di jox xaaliss da cee bokk manam nan sangara bu Amérique bi yépp tuuba sangara dootul doxati de pourtant sax amna ay julit yo xamne ñoo dak nan sangara manam dëkk yu melni Sénégal nga xamne dañu naan ay dëkk julit lañu liñu fay naan ci litre sangara bo mo sax Pologne duñu ko fa naan dañu demul seen recherche yi buñu calculer won litre de bière sangara niko sénégalais yi di nané ci jamono ju ñu tollu ni même bo démé ci dëkk tuba bi bo démé ñoy tollo ni ah ndax légui ñeppay naan sangara té l'islam day téré sangara ñom donc dañuy xeex l'islam parce que bu nit ñi nekké ay jullit kenn dootul naan sangara bu fekkee ay jullit ju dëggal lañu l'islam dafay téré gambling muy manam les jeux du hasard li am dëkk occidentaux yi li leen bokk na ginnaaw sangara bokk na ci li leen di gën a jox xaalis mooy jëwu hasard yi donc l'islam bu duggee da leen di freiner da leen di rey day rey seen capitalisme ak yeneen ba ci ay mbirum tux cigarette les vrais musulmans sunu sufi yi ñu yore duñu tux cigarette waay do am ko tux cigarette moom boo moytul di nga ñam yamba te boo ko ñamee mu neex dootoo ko bàyyi ci yeneen di drogue yi ngay dem jugu di ko tux te yooyu yëpp bu la ko l'islam tere ñii daf leen di jox xaalis xoolal ñaata jeune ñooy tux cigarette naan sangara di jouer jeu gambling yi ak yeneen yooyu yëpp nga xamante ne l'islam da koy tere en fait loolu mu nga xamé mooy li nga xamante ne le système capitaliste moo leen di jox xaalis donc ñoom ci sama seetlu dama dem ba nga xamante ne parce que gis nga boo doonee un vrai jullit nga nekk ci liggéeyukaay dañu lay wóolu billahi wallahi taala dañu lay wóolu gars yi ñoo la gën a xam ne terroristes yi ak musulmans yi wuute nañu américains yi xam nañu ko tubaab yi xam nañu ko dañu lay wóolu parce que doo sàcc doo fen doo jël alalu jàmbur dégg nga jëw yenn jëw yi doo ko def doo dugg ci ay affaires yu ñàkk fayda boo doonee vrai musulman ñoom dañu koy xam da ngay gis dañuy gis ni nga justé bis booy jël sa séjaada sa liggéeyukaay sax di dem di julli ji dañu la koy may parce que xam nañu ne yow da nga ragal yàlla ñoom dañu xam ne yow maanaam jaamukatu yàlla nga you are a worshipper ñoom dañu koy xam moo tax dañu xam ne kenn gënu la jub ñoom ñoo la gën a xam ne terroriste saay-saay yii nii ak jullit yi wuute nañu mais ñoom li tax ñuy xeexuñu jullit yi individuel mais le système islamique bu ñëwee ñoom ci seeni système capitaliste da koy rey plus muy am ay adepte plus que kenn dootul jouer ay jeux du hasard plus que ñuy bëri ay nit plus que ñoom ñuy manqué ñoo xamante ne ñooy naan ay sàngara seetal nit boo xamante ne dafa tuub ci ñoom lan lay def da ngay gis mu bàyyi naan sàngara bàyyi tux cigarette bàyyi dem di jouer ji ci casino yi yow yëpp dañ koy bàyyi te ñoom yooyu ci la ñuy amee xaalis donc en fait ñoom man li ma jàng te yaakaar ko mooy boo gisee bu ay américain sax rayee ay nit ñu koy jiiñ l'islam c'est pour terroriser ñoom ay terroriste lañu nag ñoom médias yi nga xamante ne ci la ñuy jaar ngir kii ko ñoom ay terroriste lañu ñoom ñooy terroriser le peuple américain dégg nga pour ñu ragal l'islam ndax ñoom ñu préserver seeni gain Amérique li muy rëy yëpp di ngand gis nga ñi yore xaalisu Amérique ñi ko yore matuñu sax 150 famille billahi yàlla xam na ko du samay wax nag waxu Barack Obama laa lay wax waxu Barack Obama laa lay wax ñi yore xaalisu Amérique bi yëpp waxuma la nag alal yi nga xamante ne gars yi da ngeen gis ko am kër gu rafet rek wala seen waykat yi ngeen di gis ñuy taxawaalu waxuma ñooñu de ñi yore xaalisu Amérique matuñu sax 150 familles on parle de 300 millions lépp li nga xamante ne mooy ay télévision ñoom ñoo ko moom li hôpitaux yi ñoom ñoo ko moom business pharmaceutique bi ñoom ñoo ko moom
hôpitaux yi privé yi ngay gis ni sax ñoom ñoo koy moom fi ngay denc sa xaalis ne boo retraité ñu lay doog a fay nangam ñoom ñoo ko moom ay banque yi ngay gis nii yëpp mënoon naa ci dugg tey defal la ci benn exposé ba nga defe ne économiste la billahi wallahi taalaay te loolu duma ko teg ci xam-xam mais ci ay recherche rek laa koy teg de ay recherche parce que école loolu lañ lay jàngal nga buñ la jàngalee ba nga mën recherche loo mënut a xamati ci àdduna amul dañ lay jàngal technique yi rek nga dem defal ko sa bopp boo amee xam-xam nag nga xamal keneen banque yi ngay dégg yëpp ñuy bari di diversifié wu ñoom ñëpp ñoo bokk fi xaalis bi jëm ñoom ñëpp te ñu ko moom benn la ñuy doon nga dem denc ko Bank of America nga dem denc ko Wells Fargo wala nga denc ko Citibank ak foo ko mën a denc bu network bi demee ba ca kaw day wàññeeku ñii ñoo ko moom lii mooy li nga xamante ne moom laa yaakaar ne moo waral fen yu metti yi nga xamante ne te gis nga saa yu amee mass shooting ba ñu jàpp ko bu doon tubaab dafa am benn affaire bu ci nekk tamit bu ngeen xamul gis nga bu ko tubaab jàppee ñu commencé day wax naan ay psych meds la doon teg mooy maanaam ay médicament yoo xamante ne ci ay dof la ñu koy teg ay psychologiste ñoo leen ko bindal ay médicament si yoo xamante ne gars yi wéruñu quoi bu dee tubaab la nag laa la wax suñu jàppee tubaab muy jaay drogue ñu yóbbu ko ci maison de réhabilitation pour que mu wér ñu ne dañu koy faj parce que dafa addictif ci drogue quoi te bu ñu jàppee ñeneen ñoo xamante ne duñu ñoom ñu dugal leen ci kaso bi def leen ay esclave ci genre système yi la ñuy dund gars yi lépp ci xaalis lañu ko teg ak ci race moo tax boo dëkkee ci dëkk bi sax da boo jéemulee muus am tolérance da ngay nekk toujours ci frustration parce que lu mel ni San Antonio bu xewee nga xamante ne benn dofu tubaab moo ko def léegi ngeen gis ñu jàpp ko bu nu ko jàppee bu deewulee bokk parce que man suivre ma sax information parce que c'est tellement frustrant ni nga xamante ne noonu la ñu koy interpréter moo tax dañuy wax journalisme Sénégal mais journalisme fii tamit dafa doy waar moom laa leen di wax keroog doo xam ndax ci patriotisme la ñu ko teg wala ci lan la ñu ko teg doo ko mën a comprendre parce que la majorité mécanique dafay dicter sa loi nee nañu la Barack Obama sax wax na ko man waxu Barack Obama rek laay wax fu mu toll nii bu ma woo rek ma génneel la li Barack Obama wax ci même loi la ñuy jàppee nit ku ñuul ak nit ku weex ñu juger leen te duñu bokk sentence ci même quantité de drogue duñu bokk sentence ci même meurtre yi gars yi di def ñu jàpp kii yóbbu ko ci maison boo xamante ne ay dof la ñu fay def ñuy doflu te seen avocat yi sax dañ leen koy jàngal de ne waxal ne da nga doon naan ay psych meds comme ça ñu ne dafa am ay effet yoo xam ne daf ko indi sa bopp ngay reyante ay te teguñu ko ci dara ci dul reewande ay xale génn xuloo seen yaay jël seen fitalu yaay dem ci école bi rey ay nit ba ma dëkkee ak Amérique ba léegi nga xamante ne bi may ñëw Amérique am na léegi fukki at ak juróom ma dëkk fii macha allah li ma fi fekkee ci ay mass shooting billahi dafa bari même bu fekkee quantité yi nga xamante ne ay nit ñoo ci dee dafay varier li ma fi fekkee ci ay mass shooting ni mu bare kenn mënu la ko wax te am na ci yu bari yoo xamante ne jullit ñi ñoo ci gën a néew wallahi yàlla xam na ko ba ma fi dëkkee ba léegi nii mais yéen a ngi fi fàttaliku dégg nga massacre bi nga xamante ne moo amoon ca Red Lake foofu ca Minnesota nga xamante ne fukki nit lañu fa faat yéen a ngi fàttaliku en 2007 dégg nga ca Virginia Tech mass shooting boobu nga xamante ne dafa amoon 32 personnes ñu rey leen est-ce que loolu ay nit ay terrorisme ñoo ko def te
nëmba yi day adopt maanaam day dajaloo te dara tegu ko lu dul reewande reew xale yu reew yéen a ngi fàttali ko ca Colorado loolu yàggul rek 2012 bi rek la fi xew man fii la ma fekk 2012 ay nit toog di seetaan cinéma ci Aurora Theater waa ji gaayam bi dugg James Holmes dugg 24 ans la xale bi ama xale yu réew rek ñoo nekk Amérique dañoo réew ba dof dugg ci biir salle cinéma bi di fital nit ñi di dee 24 personnes la fa rey bis boobu asafurla 12 personnes la fa rey te mbokk yi yii yëpp nii de ay jullit defuñu ko de te gis nga bu ñu paree dañuy noppi kenn dootu ci waxati Sandy Hook elementary school bu ngeen ko fàttalikoo aussi yàggul 2012 la xew 27 personnes la ñu rey ci biir école bi Adam Lenza moo leen rey benn xale bu ndaw boo xamante ne 20 ans la am 20 non Amérique ñoo réew Sandy Hook elementary school aussi xale ba mu fa duggee 27 personnes la rey moom it sans compter ay Orlando night club dégg nga ay mall yi nga xamante ne dañu fay dugg ci benn mall di tirer ay nit loolu kenn kontew ko xoolal bi mujj Las Vegas 2017 gii la xew 2017 plus de 58 personnes ñu rey leen foofu ca Las Vegas ci benn concert xale yu réew mag ñu réew moo tax seen système waruñu ko seetaat mais xam nga soo jëlee système yooyu ba pare yow li nga ci jublu mooy sa njiit yu koo yi nga xamante ne ñooy jiite réew mi waroon boole nit ñi ñu nekk benn déedéet duñu ko def de dañ ciy profito ci système boo xamante ne soo fi amee doom te ñun ñëpp ci système bi la ñu am bëgg a yar suñu doom duñ ñu bàyyi ñu yar suñu doom bu ñu paree suñu doom yi bu ñu defee loo xamante ne waruñu ko def ñuy pointer du doigt les étrangers Amérique li ñu fi war a defar bari na de bari na fi war a defar lu bari dëkk bu mag la nag boo xamante ne wax dëgg yàlla li mu gënee ay réew yu bari na waaye li ñu fi war a defar surtout jaarale la ko ci xale yi bari na de bari na ñu war a liggéey ci réew mi bari na waaye nag comme que ñoom loolu la ñuy wane parce que ñàkk a yar sa doom bi lenn rek la ñu ci jublu de ci sama yaakaar nag sama yaakaar laay waxee lenn rek la ñu ci jublu de ngir bañ ñu envahir leen ak yeneeni culture ndax yaakaar nañu ne ñoo gën culture ñëpp sama yaakaar la waaye li ñu fi war a defar du ay pointe du doigt ay étranger moom mooy solution bi bàyyi xam ne Amérique melting pot la li nga xamante ne moom la fi ñi fiy dugg sax te amuñu këy di liggéey xoolal ñaata Californie laa wax de Californie nga xamante ne ci top 10 pays du monde yi nga xamante ne sur le plan économique ñoo gën a avancé li ñu perte ci ay milliards de dollars depuis bi Donald Trump ñëwee kenn mënut a xam ni mu toll te avant boobu 4 ans yi ko jiitu ay milliers de milliards la ñu perte parce que Barack Obama da doon jàpp ay nit coppet rek ñu génne leen réew mi am na ay liggéey yoo xamante ne américain duñu ko def man duma ko def yow doo ko def yow mi may déglu perte nañ ci ay milliards yu bari léegi nag seen président bi ñëw na lépp loo xamante ne bëgg na ko justifier pour am te man xam naa ne Donald Trump du raciste gaa yi bëri dañuy defe ne Donald Trump raciste la Donald Trump da doon laal ci xale yu ñuul yi di ànd ak xale yu ñuul yi di gérer gayin di ànd ak ñoom di dugg ak ñoom fu ne da ngeen di xool ay photom bu njëkk ba rek ñan la doon àndal du raciste de politique bi mu annoncé te bëggu cee dellu ginnaaw parce que dafa orgueilleux moom la bëgg continuer moo tax saa yu amee benn affaire rek muy pointer du doigt pour que gars yi defe ne loolu la fekk du loolu de nañu boole nit ñi ñu nekk benn ñu xam ne ñun ñëpp ci maam Adama ak Awa la ñu jógee ñaa ci bind incha allah ñaa ci bind ca
Sénégal nag tey ñaari fan daanaka moo ci def mooy maanaam jour J-2 pour que ñu dem ca màggal Touba. Ablaye Wade demoon na fa démb sax ba def benn vidéo di wax expliquer Sénégal ni mu surendetté te kenn teguñu ko lu dul Macky Sall di gën a leb rek. nee na weer bu nekk xam naa dinaa teg élément bi ci kanam comme ça ngeen dégloo ndoo ko ñu dégloo ndoo ko pour ñi nga xamante ne dégluwuñu ko parce que des fois dañuy yaakaar ne lépp ñëpp jot nañu ko alors que am na ñoo xamante ne jotuñu ko dégguñu ko nañ ci revenir léegi ni ci kanam muy wax ni nga xamante ne Abdoulaye Wade Macky Sall day leb nee na ministre de l'économie sax day profito bu weer de maanaam chaque jour day lijjanti naka lay fayee nit ñi di liggéey nee na bis bu nekk loolu lay lijjanti dinaa leen tegal élément bi léegi bu soobee yàlla ngeen déglu ko waaye màggalu Touba bi tàmbali na nit ñi di dem waaye am na accident bu mag boo xamante ne am na ci yoon wi boo xamante ne nee nañ une famille entière génn na ci àdduna xam nga sunu dawal dafa ànd ak ay indiscipline ngi ñaanal nag ñi nga xamante ne ñooy dem Touba yal na leen yàlla may maanaam sécurité ñu dem ak jàmm dellu si ci jàmm te bu ñu demee ba Touba ñu respecté dëkk ba ndeysaan dañ ko war a respecté dëkk boobu nga xamante ne fa la Cheikh Ahmadou Bamba tëdd tey dëkk boobu nga xamante ne lu nekk xeex na ko ngir am ko def na lu ne ngir dëkk bi mel ni mu mel ay doomam yi perte seen jeunesse yépp ngir mën a tabax jumaa ji ba tey sët yi ñooy ñëw di rey seen bopp ngir mën a rafetal jumaa ji fonk jumaa ji bu ngeen demee Touba dem leen ngeen julli ci jumaa ji ay siyaara yi baax na waaye julli moo tax ñu tabax jumaa ji yàlla xam na ko ñu fonkal ko moom bisam boobu julli fa ñaan fa jàng fa ay alxuraan jàng fa ay téeréem ñi nga xamante ne ñoo xam ay téeréem te li mu dig yoo xamante ne ndax sëñ Bamba man sëñ Bamba du ay li mu ñu dig de sëñ Bamba man dama ko fan ba pare bëgg doo koo bëgg ama des fois di nga ñëw sax gis benn nit rek bëgg ko man dama ko fan ba pare parce que dafa sortir de l'extraordinaire dafa transcender ay cieux yoo xamante ne c'est inimaginable am fit koo xamante ne ñun suñu liggéeykaay sax ñoom la ñuy ragal muy tubaab yi moom mu ñeme leen ndeysaan ñu jéem koo lor lu ne te mënuñu ci moom dara moo tax ma fan ko man dama ko fan donc nag ñëw nag da koo bëgg man ci foofu laa toll ak moom doo koo bëgg fan ko ba noppi doo koo bëgg moo tax boo ko seetloo ñu lay wax am na ñoo xamante ne dama leen di dégg ñuy waxtaane naan Serigne Touba dafa bind ay toni moo xam sax quantité bi nu mu mën a toll waaye ñoom li ñu ci yéemu rek mooy quantité bi ni mu toll mën na leen li ngeen war a yéemu du quantité bi ni mu toll jéem leen a xam lan la wax ci tonnes yu bari yooyu mu bind ndax ñu mën koo jariñoo nanu ko jéem a jariñoo créer ay université yoo xamante ne loolu la ñuy jàngale Touba waroon nañu am sax seen ay télévision quoi billahi waroon nañu ko am waru ñoon toog fii ay kilifa di toog di ñaan ay gouvernement yoo xamante ne alalu réew mi la ñuy sàcc di leen ko jox war ñu ci woon toll li fa nit ñi di def waroon nañoo am sax seen télévision nationale billahi yàlla xam na ko di jàngale les œuvres de Cheikh Ahmadou Bamba université nag laa wax pas rek daara yi même daara yi dañ ko war a moderniser ñu ci war a liggéey dafa bari moo gën ñu toog di yéemu rek ci li sëñ bi defoon sëñ bi li mu defoon nañu ko exploiter mu jariñ ñu foofu la mbir mi nekk de exploiter ko ñu jariñ ñu këyit yooyu ñu bind te mu bind ko ci ay kon xoolal imaginer koo xamante ne pendant 32 ans dañu la sonal pendant 32 ans résidence surveillée exil jéem laa dóor ñii di la saaga di la humilier
di la jéem a toroxal lu ne jéem nañ ko mënu ci ñëw dara fan ngay amee temps di bind lu toll ni ay tonne waxuma la benn tonne rek sax ëpp na nga bind lu bari loolu léegi nag nit ñi au lieu ñu jariñoo ko duñ ko jariñoo quoi dañuy toog rek di yéemu quoi di wut àjjana bu yomb am na ñun nit ñi ñuul bëgguñu jariñu léegi nag ñu ngi ndokkeel murid yëpp di leen ñaanal màggalu jàmm yal na leen yàlla yóbbu ci jàmm indiwaat leen ci jàmm ñu fekk waa Touba ci jàmm mais aussi fekk seen njaboot yi nga xamante ne ñoom la ñu bàyyi ginnaaw ñu nekk ci jàmm Macky Sall bërki démb moom la demoon mooy semaine passée ci semaine bi astafurlah ci la moom moo jiitu Ablaye Wade ñetti fan daanaka waaye Ablaye Wade moo ko ëpp mbooloo mi nga xamante ne ñoo ko gàttandu waaw ñoo ëpp mbooloo mi nga xamante ne ñoo ko gàttandu mu def benn discours di wax ci mbirum économie ak ci liggéey boo xamante ne nee na bu doon moom la bu fi nekkoon dina gën a mën a liggéeyal Touba waaw nee nañu nag ci mbirum état civil seulement nee nañu 30% des sénégalais amuñu ay documents mooy maanaam amuñu ay papier état civil amuñu extrait de naissance amuñu dara amuñu ko sénégalais 30% amuñu carte d'identité amuñu sax lu leen di identifier xam nga nit ñi dañu bëgg a yamale soo leen di wax chiffres yi am na ñoo xamante ne duñ ko gëm de parce que ñoom Dakaru Njaay la ñu dëkk gars dañoo defe ne boo dëkkee Dakar yaa ngi gis école yi rek donc Sénégal yëpp am na ay école billahi boo demee ci yenn université yi ñu lay wax ne Ablaye Wade ko defar ay mbaar la ay mbaar loolu du université de amul sax ay amphithéâtre soo demee ci yenn école yi xale yi di jàngee à ciel ouvert la ci suuf la ñuy toog xam nga loolu du école donc boo nekkee Dakar nga judd ñu dem ca mairie ba sa baay dem ca mairie ba fay corrompre kenn pour que ñu mën la defaral këyit bu tax nga defe ne ñëpp am nañu këyit sénégalais yi 70% ñoo am këyit nee nañu 30% yi amuñu dara ils n'ont rien ñoom ñoo ko wax nag waaw ñoom ñoo ko wax parce que Abdou Khadir Diop représentant du au commissariat des Nations Unies pour les réfugiés moom moo ko wax waaw parce que ñoom xam nga li ñuy xam ci suñu réew yi suñu gouvernement sax xamu ko xam nga maag lañ ko fi doon wax ay jamono gars yi yéen da ngeen a nekk fii defe ne sénégalais yëpp ñoo am xam-xam defe ne lépp a yomb waaye billahi étranger yi même diplomatie la diplomatie étrangère li mu xam ci suñu réew yi ñun xamuñu ko ndeysaan moo tax chiffre bu ñu wax rek nañu ko gëm waaw nañu ko gëm Ousmane Sonko nag xam nga semaine passée la dugal benn kii ca avocat yi pour que ñu demander des explications à Bouba Ndour ak ñi nga xamante ne ñoom la ñu àndal ci seen télé bi waaye am na ñu ko ciy dal ne daf koy jéem a tiital parce que bëggul ñu leeral affaire yi ay commencé nañu di incriminer Sonko ndeysaan nee nañ Sonko dafa laal ci affaire yi gars yi loolu la ñu wax xëy na ndax dañu bëgg a yàq deram wala déet waaye bokk na ci li nga xamante ne dugg na ci presse bi nee nañ Sonko dafay profité loolu pour bañ gars yi leeral mbir mi nga xamante ne moo jëm ci loolu mu bëgg koo étouffer loolu bokk na ci li nga xamante ne génn na ci presse bi bokk na aussi li gën a génn ci presse bi mbirum màggalu Touba nit ñi di dem waaye nee nañu accident yi mu ngi bëri ci réew mi ma nga bëri ci réew ma Cheikh Béthio nag ma nga dajale ay nag ak ay kii yu bare ay xar ak ay nag di ko ñu koy sàmm mu jëm ca fa muy màggale waaye man lenn rek laay wax xam nga nit ñi moo tax man bu ma amoon moyen di nekk Sénégal am na yu bëri yoo xamante ne dinañ ko leeral xam nga li quantité bu toll noonu ci ay nag man li may wax waxuma ne jënduñu ko de waxuma ko parce que xam naa ay technique yoo xamante ne dama ko xam ci sama ay gëstu laa ko xamee waaw
ndax gis nga magal gi bu joté amna ño xamantene buñ ci sëriñ si jaayante ay talib mala ëpp talibé lañuy concurrencer pour gaay ragal leen wala soralé leen benen bi moy ëpp doole ci li nga xamantene buñu amé ay manifestation religieuse ay conférence religieuse ñu né lima fa ray ci ay xar ak ay nak gaay mën nañu louer ay nak billahi wallahi taala gaay mën nañu daklo ay peul ay nak ñu ñew dak leen traverser bañu exi waye nak buñu ray la ñuy fay nak buñu ray mom lañuy fay waji billahi dañ lay daklo sa troupeau rek mu ñew nekk ci penc mi waye ñu konté ko ba ngeen xamna ñaata la yow borom nak bi waye nak buñu ray rek ngay lañu lay fay lolu yépp amna waxuma nak né ñom non lañu def dé dama leen di yé rek ci xëccoo bi nga xamantene yenn sëriñ ci nekké nañu ko fi parce que so waxé magalu Touba nga dak lu tol nonu ci nak té nak yépp duñu jeex gaay da ngeen di dem ngeen di xol ndax nak yi dinañu jeex wala duñu jeex ndax lu tollu nonu ci ay nak bu serigne bu ci nek dak ay gettu nagam ñu duggal ko fa lolu Sénégal yépp mën ko dundé da ngeen di utiliser sen bon sens Sénégal yépp mën nañu ko dundé li ñuy dak ci ay nak nan la ay 800 nak ay 600 nak té duñu ko mëna ray ci ben da nga 800 nak da nga ko mëna ray ci ñetti fan nak yi day dess ñu dakab dello amna ay technique yu gaay di def yo xamantene ña fay teew motax journaliste yi nek Sénégal dañu wara gëna xarañ mais buñu jël ay nit rek gi leen jox doole parce que loolu dafa yomb jox nit doole ta amuko dafa yomb nanu seen ndax nak yi ni dak dinañu ko ray yépp bu fekkee looloo ko taxa jóg ay nak yu daw dugg waaye après bu ñuy daw di génn kenn du ko gis waaw tamit loolu du doole parce que tamit nak yi bu ñu leen di dàq ñuy génn day fekk nit ñi ñibbi nañu nit ñi mën nañu témoigner ñëwu nak ñi waaye génn nak yi du leen fa fekk dañu góorgóorlu ci def loo xamante ne dañu koy def rek te yàlla tax waaw waaye ay nag ak ay gëléem bu ñu paree ñu dàqaat borom pël bi dàq yóbbu nanu bàyyi jeu yooyu am na sëriñ su bari ci yoonu murid yi noonu la ñuy def pour wane seen doole rek am na ci ñoo xamante ne dañuy luye ay nit di leen rangloo li leen topp ci mbooloo mi genn wàll gi dañu leen di fay wala ñu leen di neexal gaay yi yooyu yëpp am na fi pour wane rek ne am nañu mbooloo gaay di leen andil ay nit ñu leen di teg ci avenue yi ñoo ñëpp duñu seen taalibe billaay am na ci ñu ci ëpp dañu leen di fay mbir mi ay dil moo ci nekk man nag yooyu duma ci sori parce que boo ci dee wax léegi sax dañu la ciy mere am na yu bëri yoo xamante ne des fois dama koy bëgg leeral mais je me dis que non damay préférer ma noppi ndax li ma créé ci ay ennemis yoo xamante ne booy wax dëgg sax duñu la bëgg a déglu tey man duma wax ne dëgg laa leen di wax de dama leen di invité rek pour que ngeen ubbi seen bët ndeysaan soo ubbee sa bët rek seetlu rek da ngay gis boo seetloo rek da ngay gis waaye boo nee doo xoole par force da ngay gumba di nga sonn da ngay sonn lu ñëw affecté la ca Kolda am na benn xale boo xamante ne 19 ans la am nee nañu dafa xaru ci xëccoo boo xamante ne daf ko doon def ak ay waajuram ci choisir ban lycée la war a jàngee rek mu dem rey boppam Sénégal nit ñi wéruñu ay problème lañu amee yoo xamante ne kenn wérul quoi billahi ay affaire détail yu ndaw mooy rey nit ñi ñiy reyante ñii di xaru ñii di def ay affaire yu doy waar vraiment loolu bokk na ci li nga xamante ne génn na ci presse bi nee nañu nag feebar boobu nga xam ne moom la ñuy wax la dengue mu ngi gagné du terrain à Louga dafa mel ni nag waa Louga yi la yaban génn na Diouf Sarr di wax ne Diouf Sarr di wax ne benn cas la woon waaye amatul nangam sangam ku nekk a ngi wax mais nee nañu am na 79 nouveaux cas ca région de Louga nag nañu ci wax xam nga di jéem a protéger Macky Sall di weddi te nga nekk ministre de la santé ba mujj mu rey ay nit yu dul jeex xam nga loolu da nga ciy jëlee bàkkaar
góorgóorlu ci nga seet technicien yi ci mën dara ngeen toppatoo feebar bi ni bala muy jeexal sénégalais yi waaye feebar bi moom du jeexal sénégalais yi ndax du leen jeexal ni raw paludisme di ñu koy jeexale du ko raw loolu bokk na ci li nga xamante ne bëggoon naa ko jukki ci xew-xew yi nga xamante ne am na conseil des ministres bi nag ñoom Macky Sall dañu ko def tey lañ ko defoon tey ci suba ndax màggal gi mercredi la ñu bañoon mu tombeek jour màggal gi xëy na ministre yi day am ñoo xamante ne dañuy tukki dem ca màggalu Tuubaa ga moo tax ñu daal di koy jël rek daal di koy def tey jii ci altine bi lii moo bokk ci li nga xamante ne mbokk yi bëggoon naa ko jukki damay ñëw nag jox Ahmadou Diop bu waxee ma leen di toog a tegal élément bi Ablaye Wade wax mais aussi tegal leen élément boo xamante ne archive la ngeen déglu ko bu ko defee ñu daal di tàqali ko en beauté li mooy li nga xamante ne moom laa bëggoon nuyoo Ahmadou képp ku bëgg a bokk nag ci émission bi mën nga woote ci Skype rajo sunu kër wala nga ma sax ci Facebook bi ma dugal la wala nga woote ci 920 786 85 30 wala 951 242 50 51 Ahmadou kaddu gango waaw asalaamaaleykum Diawar yaa ngi may déglu waaleykum salaam Ahmadou ñu ngi lay dégg bu baax waaw parce que ci mobile laay waxee léegi moo tax ma doon def vérification bi ba xam leer na nañ waaw parce que bu ci ca dugg amin voilà parce que dama am problème informatique moo tax sax ma dugg ci loolu waaw maa ngi lay nuyu di la gërëm di la sant ci liggéey ba li ngay def ndax ci nga dëkk guddi ak bëccëg Sénégal nag lay commencé ci màggal ak Tuubaa gi sunu màggal gi ci jàmbar ji nga xam ne moo fi nekk wax dëgg yàlla dafa liggéey bu rëy 32 ans suufi un homme d'honneur exceptionnel xam ne wax dëgg yàlla dañ ko ñëpp noo ko war a sargal waaw ndax moo fi nekk loolu mën a wax nag parce que moom wax dëgg yàlla ci mu ne ci li mu nekk ci la masa nekk te loolu lay digtal ñi nga xam ne wax dëgg yàlla yemut ci waa këram Sénégal yi yëpp jub xoj ci nekk benn waaw nu àndandoo nu ñëpp moom suñu bopp xam-xam kenn du ko jaawatle développement sur tous les plans la bëgg waaw parce que moom mësta def politique mësta yore ngànnaay waaw maanaam bis bu tedd bi nga xam ne muy àllarba maanaam si 2 jours wax dëgg yàlla mbirum solidarité la mbirum julit la mbirum maandu la mbirum bëgg saw askan la bëgg yàlla bëgg yonente bi topp yi nga xam ne topp ci tànk yi nga xam ne ci loolu la yàlla digle ak yonente bi waaw bàyyi nag li nga xam ne mooy tardeel sunu dëkk bi waaw parce que il faut que le politicard bàyyi mel ni mbir bu ñu ñëwee ci Tivaouane wala ci Touba bu bëgg a nekk une tribune politique loolu nañ ko bàyyi loolu gars loolu la ñuy def dañoo noonu nañ ko bàyyi parce que amul fenn foo xam ne Sëriñ Touba bind na ko fa kon ñoom dañuy jalgati sëriñu Touba yi nag ñoo fi dàq politique ñëpp ñoom ku ñëw ñoom ñoo lay jox pour nga wax jox sa meeting boo waxee ba pare sa morom bu ñëwee ñu teral ko dalal ko déglu ko ku ñëw rek ñu jaay la lekk sa xaalis maa ko wax mais parce que ñoom dañoo yaakaar ne affaire sëriñ affaire doon la da nga koy jàng topp ko bi nga xam ne ci la nekkoon waaw parce que ñoom ko waaw parce que ñoom loolu duñ ko def wax dëgg yàlla noo ngi sargal bés bi waaw parce que ci benn at lañ koy defee Sénégal jëm ci kanam alhamdulilah rabbil alamin gis nañ ko ci Xelkom ak sëñ Moustapha Saliou Mbacké kenn du ko dégg ci dara ci ay toolam rek ci la nekk ak ci daara yi di jàngale alxuraan nekk ci yoonu sëñ Touba amin alhamdulilah rabbil alamin kon nañ leen topp Sénégal nag bu ñu demee ba nga xam ne 30% amuñu ay këyit dëkk boobu tumurankel parce que affaire bi dafa am mbirum politique bu làqatu ci ginnaaw parce que tremplin bi ma ci def mooy xam nga Aly Ngouille Ndiaye le ministre de la justice yaakaar naa ne moom la moom dafa wax ne daal dialogue de politique maanaam mu joxe date ci 21 novembre 2017 mais kooku c'est un dialogue de piètre qualité Ndiawar
te xam nga lu tax mais dialogue boobu mooy élection présidentielle bi koo xam ne day cacher son calendrier di guerre di def transhumance waaw yore sa machine toxique ak corruption massive à haut débit illimité waaw kooku te li ma ci jaaxal dëkk yi nga xam ne ay njiit ñoo fa nekk ñu fal leen dañuy fixer la date 3 ans avant bu doon taw ay xel tamit billahi duñ ko wàññi waaye dialogue boobu lire naa discours bi waaye waxuñu ci benn date la ñuy def élection yi xam nga loolu wax dëgg yàlla affaire tumuranke la dañuy wax rek man nanu ko daan defee lañ koy defee waat bu jegee ba jege ba kenn amatul moyen préparé moo laa lay ma ne la Macky Sall dafa mel ni xale bi xeex ak nit rek benn combat bu ñuy bëri ñu ne la maag yow ñooy bëre waaye man man duma la wax date bi kañ la ñuy bëre waaye duma la wax kañ mooy période entraînement yi duma la wax tamit fan lañ koy bëree mais aussi duma la wax kan moo koy arbitrer léegi nag man su ma demee ba pare rek ma ne la pëkk Amadou Diom nga ne ma ne la combat bi tey la wala ngoon la foo jëm fenn daanu rek ngay def lool moo xew mais baadoolo noonu ngay defee kooku affaire fascisme la affaire lâcheté la c'est un abus loo xew voilà c'est tout parce que loolu moo wane ne wax dëgg yàlla amunum jiit loolu nag boo waxee ñu ne lu tax nga koy wax voilà le problème c'est ça léegi nag comme waxtaan wi dafa am ñoo xam ne dañoo bëgg a intervenir damay jàll rek tuuti ci l'actualité internationale pressante bi nga xam ne moo xew États-Unis parce que li ma jaaxal ci États-Unis dañu ne daal c'est un pays religieux waaw du loolu lañ wax waaw pays religieux boo xam ne y a beaucoup de crimes waaw parce que dañu ne ñoom ci seen bopp dañu ne c'est une nation choisie par Dieu Allahu akbar man li kenn mus koo gis njaw la parce que li ma gis ci États-Unis surtout temps yii bi nga xamante ne bii fal nañu Donald Trump man day yi moom bëri na fi moom vraiment moom c'est une routine macabre waa man day affaire bi jaaxal na ma de affaire bi jaaxal ñëpp la jaaxal parce que crime yi bari parce que crime yi bari na de njaw bari na de bari na trop war nañ cee jóg te li ma gis mooy démocratie familiale waaw doom ak papa ñuy wajaasi di tukki comme ni ko Macky Sall defee waaw te crime yi bari na parce que crime bu jeex beneen crime ñëw waaw Las Vegas xale yu réew rek waaw Las Vegas 58 personnes benn tubaab tiré kenn waxut parce que tubaab la te semaine dernière 27 personnes non démb 27 personnes semaine dernière ñu ne am na benn jullit wax ci bari na waaw léegi li ma jaaxal ci affaire bi démb crime boobu mi ngi am à partir de 11h30 maanaam mu yem ak 12h30 heure de France kenn média yi na selaw kenn waxut ci mbir mi ñu naan nañ maando prudence waaw kon lu taxoon ñu defuñu prudence bi nga xamante ne bi Ouzbek bi moo doon tiré xanaa kon mbir mi dafa am leneen lu mu àndal parce que boobu dañoon wax ci immigration maanaam musulman yi wala nga jóge feneen ñu takkal la xanaa ñoom ils ne cherchent pas la vérité parce que médias yi dañoo def profil bas voilà sur la question waaw orientation politique idéologie la c'est tout Devin Patrick Kelly 25 ans dañ ko viré de l'armée de l'air waaw ñu ne pour limiter les dégâts ñu ne c'est un drame waxuñu sax ne terrorisme te loolu moo amoon ci Charleston waaw loolu li muy signifier lenn la l'impunité maanaam des armes civiles en loi loolu kat moo ci États-Unis waaw loolu la parce que mbir mi finalement affaire lobby la maanaam adduna bi dafa mel ni que
ñi nga xam ne yaakaar nañ ne ñoo jiite àdduna bi jiite wuñ ko dafa am yeneen lobby ak seeni banque ak des oligarchies financières internationales ñooy contrôler le monde en particulier aux États-Unis waaw loolu man loolu laa fi gisuma fi leneen ci yàlla te mbir mi foo ko takku weesu na ko parce que devine Patrick Kelly waaw mais terroriste la waaye tubaab yi waxuñu ne terroriste la c'est un terroriste blanc voilà waaye dafa mel ni que dañuy politiser affaire bi parce que bi nga xamante ni bii ne Dylan Roof dafa def crime ci 2015 dañoo yàcc taxaw ay heure doo ko wax ci mbir mi xam nga loolu li muy signifié mooy li nga doon wax barke démb Njawar xam nga États-Unis en vérité la communication dañ ko verrouiller di ko contrôler yaakaar naa ko de nuru na ko de loolu moo am parce que li nga xam ne seetaan naa conférence de presse bi maanaam Donald Trump mi ngi woon ci Japon ci Asie li mu wax démb ak li nga xam ne moom la waxoon barki démb dafa wuute parce que dafa tempérer son discours parce que dafa wax drame parce que dafa wax ne finalement les familles touchées lañ ci wax maanaam dañoo tempérer seeni vocabulaire loolu la ñu def maanaam dafa mel ni que Patrick Kelly boobu nga xam dañ ko dàq ci armée bi maanaam toog nañu plus de 3 heures 4 heures de temps aucune révélation de l'identité du criminel wax nañ ci déedéet waxuñu ci kooku c'est bizarre parce que loolu dafa wuteeg li nga xam ne moo amoon crime boobu nga xam ne c'est un crime terroriste ci Manhattan waaw kooku affaire terrorisme la parce que un crime est un crime un terroriste est un terroriste le problème maanaam dafa mel ni que dañuy opposer les criminels et c'est étrange Ndiawar maanaam la rapidité de l'identité des criminels dafa mel ni que mi ngi dépendre de la couleur des auteurs am déet déet loolu la kat mais Donald Trump du ko doon wax ne finalement ci discours campagne électorale bi moo doon wax ne chaque citoyen américain dafa war a armé wu ndax mu mën a protéger wu mu ngi fi indi musiba ci réew mi de parce que lii c'est exceptionnel nag lii c'est exceptionnel la gaay war nañu ci liggéey waaw parce que xam nga problème bi mooy xam nga les démocrates waxoon nañ ci parce que ci 2012 ci benn école dañ fa abattre des enfants ay des enfants lañ fa abattre wallahi waaye dafa mel ni que débat boobu dañ ko clôturer maanaam ndax ñu mën a limiter la vente des armes ñu contrôler ko dafa mel ni que dañ ko autoriser mu gën a circuler et pour qui et à quelle fin maanaam dafa mel ni que le sang des fabricants d'armes mooy primer sur tout loolu la kat billahi lo parce que crime bi bari na parce que Chicago mais moom moo battre le record du crime loolu la kat nga parce que crime bi bari na nag parce que France gis nga France la nekk parce que semaine dernière bi nga xamante ne bii ne waa jooju tiré woon na maanaam Ouzbek boobu média yépp tawatuñ dara ci wax waaye démb kenn waxuti maanaam dañu ne nañ mando nañ ne tekk parce que mbir mi kenn xamul lan la mel ni maanaam dafa mel ni que daal dafa maanaam dafa mel ni que boo reyee nit États-Unis nga rey 40 personnes 50 personnes boo nekkee tubaab dafa mel ni que du bokk ak ki nga xam ne dafa ñëw immigré wala mu am beneen connotation extérieure loolu la kat yoon non mbir mi loolu la des arrière-pensées idéologiques moo li Cheikh Anta doon wax maanaam dañoo falsifier l'histoire c'est tout voilà parce que affaire bi idéologie moo nekk ginnaaw seetuñu dëgg taxu leen a jóg yàlla taxu leen a jóg boo nee ab dëkk ay religieux ñoo fa nekk mais naka lañ mën a nekk dëkk boo xam ne ñu ne c'est des croyants ba pare crime yi bare maanaam ñuy rendre obligatoire la vente des armes nga xam ne maanaam am na université yoo xam ne
je crois que ci Texas la am na université yoo xam ne boo nekkee étudiant da ngay ñëw ak arme nga dugal ko ci sa sac mais loolu la ñuy def loolu moo am Texas dans certains cas donc su kooku c'est tentant parce que su fekkee ne da ngaa alcoolique mais bu la neexee da ngay naan ba pare di tirer. wallaay c'est ça maanaam les crimes yi nga xam ne moo nekk ci États-Unis maanaam dafa mel ni que moo ëpp sax les accidents de circulation c'est extraordinaire et c'est étrange waaye nag c'est un sujet tabou. wallaay léegi ci Afrique pour terminer Christian Roche président burkinabé waaw xam nga dañoo jàpp frère u Blaise Compaoré bi ci France waaw parce que Burkina Faso dafa lancer un mandat d'arrêt international ñu jàpp ko ci France waaw xam nga France dañoo jàpp waa ji ba pare libéré ko. waaw libéré ko waaw loolu laa doon bëgg a wax sax. voilà libéré ko maanaam ñu ne du génn dañuy garder passeport parce que maanaam parce que dafa rey un journaliste muy Norbert Zongo xam ne da doon def enquête waaw sur la mort du chauffeur de François Compaoré waaw man li ma jaaxal kooku li ñuy éviter mooy un procès colonial c'est tout parce que ki nga xam ne moo rawale Blaise Compaoré moo rawale Guillaume Soro parce que Guillaume Soro ci France la dëkk di tukki Blaise Compaoré di wëteeru dugg Maroc ñëwaat Côte d'Ivoire muy circuler d'ailleurs man ci sama ci su bopp sur le plan juridique ci démocratie bu nekkoon ci démocratie France waru ko juger dañ ko war a extrader ci Burkina parce que ci Burkina le commettre ce crime waaye nag dañoo exfiltrer son frangin son frère le fasciste Blaise Compaoré voilà le problème c'est comme si en France maanaam France ku fi rey nit maanaam bu ñu defee benn crime ci France te kenn ñaanu ko mais est-ce que France daañu extrader kooku bu juge ci biir France kon ki nga xam ne moo commettre crime ci Burkina Faso ñu lancer un mandat d'arrêt international dañ ko war a jébbal Burkina Faso ñu juger ko en toute indépendance et en toute conscience ci crime yi nga xam ne commettre na ko voilà le problème mais est-ce que loolu est-ce que daañu ko def voilà le problème maanaam mbir mi dafa mel ni que c'est le gendarme colonial mooy contrôler l'Afrique te loolu c'est une indignité kooku c'est un kooku d'ailleurs pour moi c'est antidémocratique parce que bu ñu fàtte ne maanaam des citoyens burkinabé la ñu rey waaw mu daw ci France cueillir ko mais daf ko war a jébbale kon xoolal Laurent Gbagbo crime ñu ne dafa def crime ci Côte d'Ivoire waaw léegi kon lu tax moom ñu jébbal ko la cour pénale internationale pourquoi du ñu jébbal maanaam Blaise Compaoré ak François Compaoré ak yeneen crime yi nga xam ne def nañ ko wallaay mais loolu seen yoon nekk ko ci waaw loolu moo tax Afrique du jëm fenn la du jëm dañ leen di contrôler voilà c'est tout parce que kon beneen dëkk billahi gis nga Allemagne su fa crime amee waat ci yàlla ne Allemagne moo ko jugé waaye ci Afrique da nga gis benn africain boo xam ne un fasciste di rey ay africain daw France wala mu daw ci benn dëkk ñu ne dëkk boobu moo ko jugé mais c'est pas normal day na waar de France mooy sunu chef man de je ne comprends pas ñun de ñu jugé ay français dañ leen di delloo rek voilà mais loolu ma wax la mais loolu tax ñu dellu ginnaaw loolu xoolal baadoole bi nga xam ne mooy taxawal ci Burkina dégg nga ci Côte d'Ivoire muy Blaise Compaoré il a commis un crime il a resté par la terreur pendant presque 27 ans waaw mu ngi doxantu te gisuma fenn la cour pénale internationale du ci wax ñu tàngal ni ñu naan Bensouda et cetera ak ñoom seen ñoom ci la ñuy wax di dàggasante ana démocratie boobu mel ni ñoom rek ñoo war a jub doy na war daal voilà Afrique daal voilà
merci mbokk yi mën ngeen woote ci rajo bi bu ko defee ma jox leen kàddu gi Moussa Ba. waaw Ndiawar maa ngi lay ziar. ñu ngi lay delloo ziar waay maa yaa ngi ci jàmm. waaw ça va alhamdulilah maa ngi ci jàmm bu baax a baax. di la nuyu di nuyu ñi ci panel bi yëpp. ñu ngi lay fay. Ndiawar man dafa am ñaari affaire yu ma tiital quoi. et que dama ko dégg te que ay jamono dañu amoon une société civile bu forte amoon une société civile bu forte. Ablaye Wade jóge fii ñu ne ku mel ni Karim Wade dafa am xaalis bu mu détourné. ñu déparé woon ci ñii na 4000 milliards ñii naan 694 milliards bañ daanu ci 191 milliards. ñu ibbi CREI et que wax dëgg yàlla période boobu ba muy yëkkatiwu kenn rek laa gisoon ku ci d'accord woon muy Sonko ne CREI yi baaxul. donc amoon nañ yeneen procédures yu ñu mënoon a jaar pour àtte ci kii man mais yooyu yëpp man du sama problème mais man li ma tiital mooy le fait que xaalis bi nga xam ne yëpp moom lañ dépensé ci CREI yi ak peut-être commission rogatoire yi amoon yooyu yëpp ak tey boo dee xool sax divergence bi nga xam ne moo am ci entre l'État et ses avocats comme quoi que ne am na benn xaalis boo xam ne nee dañ ko couvrir te am nañ ci benn pourcentage boo xam ne dañ ko wax ak ñoom. yow Ndiawar nee nañ ñu Karim dafa jël xaalis ñoom indi léeguñ ñu xaalis wanaguñ ñu xaalis gisuñu benn xaalis boo xam ne dugg na ci état bi ñu gis ko ci mu jàll ci loi de finances rectificative. kenn gisu ko. waaw Ndiawar ñu toog ñu ngi ñuy wax waxu ne Macky Sall mi ngi delloo ay bien wu Karim ak Abdoulaye Wade. te Ndiawar kenn wax ci on ferme les yeux. mooy dil bi rek Serigne si nee nañ dañu jubóo parce que xam nañ ne xaalis buñ ko ko delloo ci ñoom lay dellu si. waaw mais c'est que Ndiawar loolu dafa doy waar. c'est-à-dire ci pays boo xam ne on parle de démocratie un état de droit ñu am une presse am une société civile. même bu dul dara xaalis bi askan wi ñoo ko moom. parce que tey ñi nga xam ne ñi ngi nekk ci àll bi am na ñoo xam ne tey bu ñu añee duñu reer amuñu courant xamuñu sax luy courant. wallaay ndox duñ ko gis. wallaay ñii ci ay déeg la ñuy naan. tout le monde ferme les yeux c'est-à-dire au Sénégal quand on est partisan duñu doo wax ci lenn li la arrangé rek. wallaay te loolu c'est un précédent dangereux Ndiawar. parce que man dama jàpp ne tey sénégalais dañoo waroon a exiger Macky Sall mu wax ñu d'abord fan la affaire bi toll bala ngay delloo xaalis. man Abdoulaye Wade amul lu ma ko ci kii parce que Abdoulaye Wade il a dit clairement que il n'a rien demandé kooku amul lu ñu koy wax mais Macky Sall daf ñu war a rendre compte ku mel ni tey Dansokho mi nga xam ne tey pratiquement moo gàddoon combat bi daf ci war a wax ak ñi doon taxaw di nekk ci presse bi yëpp. di wax naan demande sociale et on ferme les yeux. Ndiawar dafay wane ne gi nga réew mi nit ñi Sénégal intéressé wu leen en fait y a une oligarchie boo xam ne ñoo fi ne ñoom ñoo koy pàccoo seen biir. suñ teg ba nga xam ne kii jekku na moroomam nga jéem a négocier kee buñ demee ba ci biir fekkee na xëy ne li ngay négocier arrangé wu la nga bëgg a mbuboo askan wi Ndiawar naxaate moo fi ne. metti na de. nga xam ne boo seetloo Ndiawar man toog naa fi gëj naa woote parce que dama toog ba dama dem ba benn instant dama découragé. bul découragé Ndiawar non parce que moo am. Ndiawar xam nga lan moo am comédie y a une comédie politique. wallaay. mu en plus mu am complot boo xam ne xaw ma bon je peut-être je peux me tromper mais dama jàpp ne y a un complot boo xam ne dañ ci impliqué les marabouts. wala soit ñu les rouler dans la farine. mais li ma gis nii vraiment intérêt supérieur de la nation amu ci. beneen mbir bi ma ciy dolli mooy. li nga opposition bu ñu yaakaaree na Macky Sall il perdra les élections en 2009 il se trompe lourdement. Macky Sall bu mu indi PSE lan la ñuy wax de 2035. waaw loolu nag dafa junj la. loolu rek laa leen di wax ñu xalaat ci di gërëm ñëpp jërëjëf. ndeysaan ñu déglu élément bi Ablaye Wade ba mu demee Touba ndeysaan ña dalaloon Karim Wade ña dalaloon Macky Sall wax ko wax yu neex ñoom itamit ñoo toogaat après Ablaye Wade di wax ay waxam rek ku nekk boo ñëwee rek wax tribune politique la de tribune politique dañ déglu Ablaye Wade lu mu wax. weesu 17% nee man loolu laa jàngoon nee loolu laa doon appliqué waaye 65% d'endettement nee maanaam loo gagné ci exportation 65% yi nee nga def ko ci fay bor nee man loolu gëj naa ko gis
ne loolu rek kay wote ne situation boru Sénégal garaaw na ne situation bu garaaw la de ne ngeen wax ko ca kaw maa ko wax fii ne situation financière bi garaaw na ne ministre de finance ne bis bu xëyee ne mu ngi xool nu muy def pour fay fonctionnaire yi ne bu jotee tuuti xaalis douane bi wala impôt ne day wax ne man ñan lay njëkk a fay ne situation bi lii rek la ne yàqu-yàqu bi fi mu toll ne xóot na ne koo xam ne d'accord ci li ma wax ne rajo yaa ngi télévision yaa ngi ne nga weddi ko ne waaye nag boo koy weddi na nga di preuve nag ne di wax santé financière ne daal bu la ngaa wax daal na nga di preuve yi rek yàqu-yàqu yi daal bari na ne konte nag ne yéen du leen ko wax waaye man dama leen koy wax ne te kenn du ko weddi nañu ubbi débat ne ni Ablaye Wade nee na ne ñun nee nañu ne ñu xool rek fa ñu jëm ak ñoom ne am naa lu ma naqari trop ne ndax dama yaakaaroon ne ne su ma fi jógee jox réew mi nit ne kooko day avancé ne bu toogee ba am difficulté ñëw ni ma am naa difficulté ne ma jàppale ko ne man loolu laa yaakaaroon ne rek ne loolu mooy continuité état da ngay continue liggéey ba yem si keneen ñëw ne jël foofu ne ngir avancé ne man bañ ma ko woon a dimbale keroog ba may génn pale wax naa ko ko ñaanal naa ko waaye ne xam naa ni daal am na xërëmkat wala bu sëriñ bu amul baatin ne moo ko xelal rek ne mu dëddu ma attaqué ma ne di ma jéem a toroxal waaye yàlla dana nu atte de ne lii rek sëriñ bi mooy li xew ne man nag dama am confiance nag ndeysaan loolu moo doon benn élément bi ma doon teg muy déclaration boobu nga xam ne Ablaye Wade def na ko ca Touba di tancé Macky Sall Ablaye Wade nag moom fu mu waxee te loolu dama koy leeral rapidement rek quoi parce que des fois tamit damay comprendre son état psychologique li dal sénégalais yi rek moo ko dal mooy des fois di nga nekk ci ay eau trouble ba à la fin da ngay defe ne lii c'est pas naturel Ablaye Wade moo defal Macky Sall lépp lu Macky Sall am ba Macky Sall bëri doole tey ñëw di ko def lu bon waaye moom loolu mënul yaakaar ne lu naturel la moo tax buy wax di jiñ na Macky Sall dëmm mais aussi dégg ngeen ko ci waxam bi mu ngi wax ne ay sëriñ yu ay boxaabaak ay yu demee noonu moom yaakaar na ne maanaam naka la ñuy waxee night cauchemar bi muy dund ci politique tey te doomam teg ko moom yaakaar ne yëfu jinne la war yëfu dëmm rek moo tax Macky Sall tamit na yeewu xam ne li mu def Ablaye Wade mën nañ ko def moom tamit moo tax nit buy def rek dafay def lu baax billahi booy atte nit ñi booy dimbali nit ñi dimbalil ku baax sooy liggéeyal la ku baax sooy àndal ak nit ci dëgg comme sénégalais yi rek li leen dal maanaam li leen dal ci pauvreté métti gi mu métti cauchemar bi ñuy dund defe nañ ne kenn tegu leen ko lu dul ay liggéeyante moo leen ko teg wala yaakaar nañu kenn moo leen ci mën a génne mooy jinne wala yàlla wala maanaam loo xamante ne day supernaturel ci état boobu la ñuy toll parce que des fois nit dina dund ay mbir yoo xamante ne ba à la fin day am ay déplacement psychologique waxu jinne rek ngay wax ay waxu jinne waxu dëmm loolu moo leen dal ñoom fu mu toll ni ndeysaan ma delluwaat ci déglu beneen élément bi nga xamante ne moom la ñuy tàqalikoo muy élément boo xamante ne sëñ Fallou Mbacké mooy expliquer origine màggal gi maa ngi yaakaar ne audio bi dina leer pour que ñu mën a fexe maanaam sénégalais yi koy déglu yëpp ñu mën
ñu mën a déglu parce que tamit màggal gi la su ma sañoon nag dinaa am gaa yu bëri yu woote def témoignage wala waxee dara bésu màggal bii ñu màggal waaw ñu déglu mooy bis boobu bi mu fa jógee moo waxoon ne bu dikkatee nañ ko def ni tabaski waaye nañ ko màggal bu baax a baax a baax rek ndax bu fekkoon bis boobu amuloon ma def la ma def dem boobu ma dem kon sa mbir yëpp na yàqu yéen ñi nga xam ne yéen maa yaakaar du ngeen am da ngeen bëgg seen bésam mu noonu te naka jekk nag loolu yi mu wax fekk na yoon wu nekk ak diine ji nekk bu fekkee ji ko mat la am na bés la seeres loolu moo di bés tabaski bés la boo xam ne Seydina Ibrahima moom la suñu borom digaloon boo ndigal loo xam ne da ko wax ne ko na nga rendi sa doom ba mu woo doom ja wax ko mu déggu ci ak moom lool mu dal di fab ko indi da koy murgati ya teg ko ci wetam fa paaka ba jëme ko ca baat ba suñu borom dal yebal Seydina Jibril ne ko gaaw la gaaw mu dal leen di xaaf mu bay ko ci àjjana ne ko rendi ko kii ne ko rendi ne ko ba fàkk ba daw rek waa ji jóg dem fee Ismaïla xam nga ma leen di xal moom boobu bis loolu mooy bés tabaski bii ñuy def loolu rek ko waral foofu la jógee suñu bésu magal bii te moom bés boobu sëñ bi am dem gi mu dem ci muy li mu bëggoon moom la wax ne moom itam seen bés yéen ndax li mu bëgg ñu nekk li ngeen bëgg ci man ba di ko wut si ci man fekkoon bés boobu amu ko woon kon sama bis na yàqu te kon ngeen am li ngeen bëgg su bu dikkee nañ ko ni tabaski rek ci fonk ko ñu ci des itam bisi tubaab yi nga gis ni ko def ci xale yi jeexee yeeg nangam waaw société waaye yëpp ni Sénégal di feete bésu indépendance am rek bés bi mooy bopp voilà loolu mooy sëñ Fallou Mbacke ndeysaan baat bu neex muy expliquer nit ñi origine u màggal gi mbokk yi xam naa ni comme que amul kenn kuy woote foofu la ñuy ñëw yamale waxtaan bi à moins que Ahmadou Diop bëgg cee yokk dara 1 minute ñu daal di dem ba tey la ba alxames incha allah fekk juste màggal gi passé ñun nag màggal gi tamit dañu koy màggalee fii comme nanu ko daan defee ci rajo bi bu soobee yàlla dinañ ko dajale teg fi ay œuvre ay xasaayit ay waxtaan yu am njariñ ci bisu màggal gi ak fan yi ko jiitu yëpp di jéggalu képp koo xamante ne nag dégg nga fii loo xamante ne neexu la ñu ngi lay jéggalu bu baax a baax a baax a baax damay bëgg nag toujours su may waxtaan na ma nit ñi di déglu ak ay xel jàngalewu ma damay inviter nit ñi à la réflexion à la discussion ak a neexoon su ma inviter nit ñi à la discussion ñu répondre ma dans cette discussion là indi yeneen alternative yoo xamante ne xëy na sax damaa juum ñu leeral ko pour que xale yi mën a jàng jarul xuloo de damay inviter nit ñi à la réflexion pour que nit ñi tamit ubbi seen bët rek wara des fois dañu may taxé de to be very controversial te li tax ñu koy def rek mooy critiquer ak questionnement yi nga xamante ne damay laajte rek man moom damay laajte rek li Fabrice Ngama di wax damay laajte dong rek laay laajte waaw ay questionnement yoo xamante ne moo ëpp sax tontu yi faaw ñuy questionner yenn mbir yi nekk au ci alentour sunu dëkkuwaay yi ak sunu dëkk yi ak yenn kilifa yi ni ñuy doxale il faut ñu koy def ak ay questionnement bu ñu koy def rek léegi ñuy gis réponse yi wallaay yàlla xam na ko kenn ñaanal jàmm di ko ñaanal seen njaboot di ko ñaanal ñëpp ñi nga xamante ne ñu ngi doon déglu te nekk surtout ci Facebook bi maa ngi leen di baalu àq bu baax di leen ñaanal jàmm di ko ñaanal suñu fidèles auditeurs yi di ko ñaanal sénégalais yi dem ca màggal ba ak ñi nga xamante ne sax demuñu màggalu Touba waaye ñu ngi màggalee Touba dans les grandes villes du monde waaw muy nekk ca Paris ña nekk ca Italie ña nekk ca Espagne ak Angleterre Allemagne daanaka dans toutes les grandes villes du monde dañu fay kiyee ba nekk fii ci Los Angeles ak San Francisco wak am na ñoo xamante ne sax seen kër yi la ñuy màggalee ndeysaan yàlla nañu yàlla nangul màggal goog nga xamante ne ñu ngi koy def ngir Cheikh Ahmadou Bamba yàlla fayal ñu ko lépp li mu liggéey ci ñun yàlla fayal ñu ko lépp li mu liggéey ci l'islam yàlla gën ñu ko fayal lépp li nga xamante ne aussi
dugal na ko ci ñun te bëgg ñu nekk ko yàlla nañu ko yàlla nekkloo waaw waaw ba ñu yàlla ubbil ñu sunu xel yi ba li mu bind lépp li muy bari ñu exploiter li ci ëpp xëy na sax duñu ko mën waaye li ci ëpp ñu jariñoo ko yàlla na yàlla kilifa yi nga xamante ne ñoo am si sañ-sañ boobu yàlla na yàlla ubbi seeni bët ba ñu xam ne jàngale œuvre Cheikh Ahmadou Bamba rek fu mu toll ni moom moo ñu dese daanaka pour ñu parfaire sunu l'islam ndax lépp la bind ci lépp loo xamante ne day màggal nit yóbbu ko ci l'islam yóbbu ko ci yàlla ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi leen di baalu ak leen ñaanal jàmm di ko ñaanal seen njaboot képp ku fi déglu la naqari ñu ngi lay jéggalu ku fi déglu am njariñ nga partage ko jox ko ak ñeneen ñu jot ci ñu ngi leen di jox rendez-vous incha allah alxames di leen xamal ne émission bi c'est du lundi au jeudi à partir de 16h GMT muy 4h ci heure Sénégal mais émission bi mën ngeen koy déglu bu ngeen demee YouTube émission bu ñu mos a def bu ngeen demee di ngeen ko fa fekk bindal sunu kër rek sunu kër di nga gis sunu canal ngeen abonné ci aussi dem leen ci sunu canal YouTube yi gars yi ngeen abonné mais aussi ngeen partager sunu ay œuvre mais aussi ngeen aimé sunu page Facebook bu ko defee li nga xamante ne dañu koy liggéey ngeen mën koy gis mais aussi koo xamante ne dañu lay tànqal ci publication yi ñuy def te nga ñuy topp mën nga dem bu ko defee doonu gis di leen ñaanal jàmm di ko ñaanal seen njaboot ñu jox leen rendez-vous incha allah alxames jërë ngeen jëf incha allah jërëjëf Ahmadou Diop mën dégloo ci suñu kër FM seeni kër laa tax ba ñëpp di waxtaan ci Sénégal suñu réew lu jëmale suñu réew kanam loolu mooy lu wóor ñëpp joxe seen xalaat maam lu jëmale suñu réew ba suñu gaal gi moom du mës a suux man ni dégloo di suñu kër FM seeni kër laa sama gaa ñi dégloo ci suñu kër FM suñu rajo laa du fenn pour fii ci sunu kër kon ngeen xam ne moom mosuma bañ a sóoraale ci lenn te jiituwuma fi ëppuma fi xam-xam donc loolu mu koy def ba yàlla def mu yóbbu ma def ma directeur général Petrosen ñu toogati diir mu woo ma pour yóbbu ma ministère de l'énergie des mines et de l'hydraulique première rentrée te amu si lenn lu ma ko laaj chaque fois mooy woo ñëw ne ma Macky je veux que nga dem fii bi ma demee énergie mine ñu dem accident bi am mu tegal ma si équipement mu nekk surcharge bu 10 ba ñu ci génnee Idrissa Seck di former gouvernement moom moo ma woo bureau la première fois ne ma toogal muy defar gouvernement boole ma ci pour ma koy jox xalaat ci koo xam ne ministre nga pare laaj ma loo ci bëgg ma ne ko loo ma si jox baax finalement ma ne ko kon xanaa ma des fi ma newoon muy miin ak yeneen ndax maa ngi la ciy liggéeyal te yaakaar naa ni secteur la boo xam ne je me sens à l'aise mu ne ma kon je vais te mettre ministre d'État parce que ça anoblit comme ça tu vas être premier sur la liste après le premier ministre loolu la ñu nekkee dénk ma cadre parti bi ñuy dem di dem ba jëmmi jamono mu woo ma
te loolu aussi dañ ko war a leeral pour l'histoire keroog assemblée nationale boo gisee ñu def li ñu def dañu bëggoon wane ne itam tey jii assemblée bi sa assemblée la les députés sont derrière vous et soutiennent le processus de l'organisation de la conférence islamique et c'est à l'unanimité majorité comme opposition que la ñu voté cette résolution ñun si loolu la ñu nekkuñu si leneen. c'est vraiment ki ñu ngi wax parce que addina bi dafa doy waar su ma seetee ba ne kii laa bëgg dénk lii. waaw bu seetee di seet ci Sénégal yi ba ne kii laa bëgg dénk lii. yàlla ak man rek moo ko xam. ne kenn xam ko pour suba tor ko tala. ñii nga xam ne nag da nga leen fi fekk ma jox la poste bi. ñii nga fi fekk mu jox la poste bi. damay seede ni amul kenn ci ñoom. ne. daal du tax mu jox ko lii. ne kor yii nga fekkoon ci parti bi du nekk yàgg noo ngi nii toog waaye nag amul kenn kuñ mës a jox bëgg bu tëb ne bu recevoir la kenn ko lu tax nga jox loolu may. danañu ma jaaxal. ne bu ko defoon jaaxal. ma leen man wax lii wala lëleel. du leen wax lii wala lël. lu dul sama bëgg-bëgg bopp rek. lu dul rek sama bëgg bopp. yàlla moo ma xëy rek ci loolu man def ko ci yàlla ma ko sax. mënu ko expliquer am na ñu xam ne woon dugg seen bopp. moom ma xiir ci loolu. ah président ne waaye nag yàlla ko xëy ci loolu. ñu waxtaan mu ne ma léegi je veux que tu ailles au ministère de l'intérieur. en tout cas président intérieur bi xaw ma lan la woon mais dama ko ragal te loolu de wax dëgg yàlla